BICIC, Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. L'écran meew bi xew ci jamono ñoo leen di may seen émission l'œil du tigre. Première émission de lutte sénégalaise. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu sant yàlla bu baax ñu julli ci yonent bi ñu dellu si di leen nuyu te di ñaan jàmm tey ñaan it képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog ñun yàlla defal la jàmm yàlla def ko ci réew mi am jàmm ndax jàmm jooju ci la ñu mën a fexe ba sunu réew développé te réew mu nekk war ngaa mën a taxaw ci lépp loo xam ne daf koy yokk bu ko defee nag ñu ñaan wér rawatina coronavirus boobu àdduna bi mu xaw koo lëmbee ñu tàllal suñuy loxo ñu ñaan te ñu ànd ak dal waaw ñu ànd ak dal ndaxte feebar bi tax na say mbokk sax boo leen dee nuyu ñu ne la nii gaa yi nangootunu nuyoonte nangootunu yu bari te yàlla mooy tege jàngoro waggas ndiku nag xaw ma waggas ndiku la nga wax wala fàggas ndiku am na solo ci doomu aadama ndax faggu moo gën faju waaye yàlla def na ñaari nit lañ fi waxagum yàlla na fa yem ñu bañ a wàll kenn ñu ñëw ci li nga xamante ni nag moo jëm ci réew mi mbokk yi ñu ñëw ci làmb l'œil du tigre di am mbégte nin koy defee rek talaata bu jot ñu dalal ñoo xamante ni dinañu wax ci lépp loo xam ne yokkute la ci wàll wi ni yëngu waaye yokkute la ci wàll wi ni yëngu keroog ñu ngi invité les promoteurs authentique lañ tuddee seen bopp invité fii ñoo xamante ni waa FIS ñu waxtaan ci mbër ak métier invité fii ki daan yooyu yëpp am fi tey dinañ ñëwaat ci les 1200 prises de rock mbalax waaye xam ngeen ni actualité bi information bi mooy les arbitres de la lutte danoo grève lan moo waral grève bi lu tax ñu grève loolu lépp mbokk yi tey dañoo bëgg mu leer fii nga xam ne fi la ñu nekk nga xamante moo di plateau bu TFM plateau bi nga xamante ni l'œil du tigre moom lay def ñu invité arbitre yi ñoom seen bopp mbootaay gi la ñu invité moo waral tey ñu ngi fi ak Sitor Ndour ñi ngi ak Sitor Ndour ñi ngi ak Babacar Diop voilà Sitor Ndour Babacar ba pare nag invité waale kuréelu arbitre yi ndax ñoom ñëpp ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan kon loolu dafa am solo dinañ def it résumé xam ngeen ni dimanche Bibson moo invité woon moo tëggoon lamb arène nationale samedi amoon na lamb dimanche am na ñetti lamb wala ñaar Thiès amoon na lamb kon lamb xëy na bu ne doxul champion yu mag yi ñoo tax ñu ne lamb doxul waaye macha allah lamb ji mi ngi am ay xale yoo xam ne dimanche bu jot ñu jot ci seen bopp arbitre yi nag grève ñu gis fa yeneeni arbitre xamuñu ñooñu yan xeeti arbitre lañu mais yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci résumé la amoon Thiès résumé Bawol production Lamine Samba moo nu fa demaloon résumé lutte simple dinañ ñëw ci jëll bi tey mooy lamb ji nga xamante ni moo amoon dimanche Tigo xaritu yaayam ak Boy Dakar moo amoon ci arène nationale ñu ñëw ci li ci net bi ak suñu yoon nekku ci xam ngeen ni gëj na noo wax ci li suñu yoon newul mais tey dañuy wax ci lu suñu yoon newul tey loolu lu bëgg a def Moustapha nuyu naa la. xaj Bécaye delloo naa la nuyu assistance bi nuyu suñu cher arbitre yi nuyu Hadj Papa Dieng di wax Sénégal gi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. asalaamaaleykum mbokk yi ñu nuyu Alaaji Papa Dieng. Alaaji Bécaye maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu arbitre yi nga xam ne ñoo fi nekk war a waxtaan ak ñun ci actualité bi nga xam ni moo am ci weekend bii ñu génn te mu bari coow lool ñu war ci waxtaan ak ñoom laaj leen li tax ñu def ko laaj leen tamit fu mu toll. ak fu mu tegu wax nga dëgg loolu dina am solo Sitor nuyu nañ la. maa ngi lay fay Bécaye di nuyu El Hadj Papa Dieng. Moustapha Gueye di kontaan ci li dalal bi ngeen ñu dalal fii
di nuyu téléspectateurs yëpp. Babacar. waaw El Hadj Bécaye ñu ngi lay nuyu. di la wax ni namoon nañ la. ñoo leen raw di nuyu le grand champion. Moustapha. le tigre Fass. di nuyu l'excellent journaliste. suñu doyen Papa Dieng. Alaaji Papa Dieng. waaw. di nuyu aussi. suñu mbokk arbitre yi nga xam ni. waaw ñu ngi au fin fond. waaw dans les 14 régions. waay te du ñu suivre. te di leen suivre. parce que ñun ak ñoom ñoo ànd ci xeex bi. ci xeex bi voilà. xeex boobu dinañ ci ñëw wala waaye bala ñu ci ñëw dañoo war a xool Rock Mbalax dafa woote woon Sénégal ñu bari ñëw mu am ñu jóge bitim réew di ay tubaab yoo xamante ni dañ leen invité ñu ñëw ci événement bi jóge ba France ñëw participer ci les 1200 prises yi nga xam ne moom la Rock Mbalax am yéene def ko téere def ko film def ko lépp ngir jàngal xale yi mu amee woon ci boulevard Général de Gaulle 1200 prises yi Rock Mbalax nga fa woon et ministre des sports envoyé woon na fa benn ndaw ministre de l'éducation nationale envoyé na fa Abdoulaye Diouf Sarr mi nu dénk wàllu wér-gu-yaram envoyé woon na fa élément mbokk yi mu doon xew-xew boo xamante ni ca dëgg-dëgg ñu bari ci Ndakaaru ñëw nañu mu am ci place su 5-5 génn def seen warugar ndaxte ñoom lépp loo xam ne jëm na ci événement culturel bu am Médina dañ cee am cër ndax seen maama la ko leen ko liggéeyaloon mbokk ñu xool les 1200 prises te dellu siwaat ci plateau bu L'Oeil du Tigre ci TFM. Rock bu demee ba waa France mën ko jël muy exercer lutte gréco-romaine di fa entraîner ay nit c'est parce que am na xarañte làmb waaye mbër moo gis mu dem mbër moo gis mu génn am na animateur am na borom rajo am na ku nekk ci gannaawam mënumaa tëral suma kàddu mukk te gërëmuma Bécaye Mbaye assisté na Rock Mbalax jàppale na Rock Mbalax mais ni mu ko defalee Rock la ko defalee la lutte sénégalaise. Je suis venu honorer le projet de Matar parce que non seulement on lui donne de la reconnaissance que c'était un grand champion, il a été médaillé aux championnats d'Afrique, il a été aux Jeux Olympiques et aujourd'hui il veut développer la lutte olympique dans son pays, dans toutes les régions et c'est un très beau projet. mu dem jongante au niveau international il a été champion d'Afrique doon 9e mondial ba pare vice champion de France kon ku mel noonu bu amee xew bu toll nii man ma doonoon mbër comme moom war naa ñëw fekkee lii ngir ñetti yoon mu doon suma rak doon suma xarit et puis ma war fi jàngaat parce que li mu réalisé mosul am ci làmb loolu tax ma ñëw fi vraiment pour xool li nga xam ne moo war a xew tey. Médina ñëpp ñëw nañu kenn desul donc li may def mooy sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen xamal ne lii yokkute kese la waaw parce que man du ma def luy jëmale sama réew gannaaw lu koy jëmale kanam rek laay def moo tax ma réaliser loo xamante ne moom laa xam muy bëree ma réaliser lu tolloog 1200 techniques pour askanu Sénégal jëriñoo ko ak askanu monde entier. mbokk yi tey dañoo ñëw ci koo xamante ni dafa def ay bis yu mag ci équipe nationale de lutte Rock Mbalax moo tax ñu ñëw fii mu nekk équipe nationale de lutte nekk ca ak champion bu mag bu ñuy wax Yaxya Diop Yékini nekkandoo fa ak champion bu mag bu ñuy wax Zallo nekkandoo fa ak champion bu mag bu ñuy wax Eumeu Sène ak Moustapha Gueye numéro 2.
kii sëriñ su ma dooree mu dal Matar Sène Matar Sène Matar Sène Matar Sène doo combine bëre doo combine bëre tas nga miim réew yaa tas miim réew yaa tas miim réew Matar Sène doo combine bëre yàlla seeral seeni yax ba tàbbal leen jannatul firdawsi amin yàlla bu yàlla nangu te ma jox lamb jër ba mu mag te ma jox lamb jër ba mu mat kuy sa lam yàq jëf ba ca dem ku ñu ngem nga anti fi mën Mbaye Diouf Oumar Thiam El Hadj gàcce nga la ma ñooñu ca Mbuur yegg naa ba jaran jumaa ja julli fa woor fa tasaw fa jëmm ji ziyaara Xaadim penk ba sowu coow li jolle doomu Aliou Mamoun Ngoné bala nga xam ne Mamoun Ngoné lamb di ngoon ba ñëpp déglu ñu ndënd jib sabar jib ndaari jib jànq ji tàccu jeg ji di way boobu ngay xam ne Mamoun Ngoné ndax li ma def ci mim réew bëri na maa ko def naa ko wax jaadu na weddi kay xanaa gis bokku ci weddi kay xanaa gis bokku ci waaw loolu mooy cérémonie bi nga xam ne amoon na foofu ci Médina mu doon cérémonie les 1200 prises de rock mbalax les 1200 prises de rock mbalax wax naa leen ko ñu bari génn ñëw ànd ak moom def fête bi et fédération française de lutte bàyyi lépp lu mu doon def envoyé seen vice président mu ñëw teewe ko loolu dafa am solo yu mel noonu it ñu ngi sàkku ci kuréel yi nu dénk wàllu làmb fii bu yu mel noonu amee doomu réew mi xewle ñu sagal leen nit day sagal nit ci darajaam amul dara benn wàññeen sa daraja dañ ciy sagal nit te Rock Mbalax mérité na loolu dem na équipe nationale champion d'Afrique la def na lu ne ci wàllu làmb kon bu xewlee xew bu mel noonu ñu ne ndaw lii kat ndawul CNG la dafay gën a rafet te yaakaar naa ne day gën a defar ndax ñun ñëpp benn la noa ñun ñëpp te parce que tey ji affaire ba jeex na tubaab ba jógoon France autorité bu ne ma ngay dem di ko recevoir te ki tax mu ñëw fii recevoirul leen ko yooyu tamit dafay xaw di doy waar léegi dañuy daal di dugg ci li nga xamante wala Alaaji Papa Dieng dëgg la mbër kay bu fekkee dafa am carrière boo xam ne def na ko ci sa li nga xam ne yaa koy jiite bu amee bés rafet na nga taxaw fa. na loolu sa bopp ngay sagal. sa bopp ngay sagal Moustapha. si surtout que encore ñu ngi approché les Jeux olympiques de la jeunesse. Rock Mbalax li muy def noonu lu am la day am lutte olympique fii day am lutte olympique am lutte libre. am lutte. beach wrestling. te moom nag international sénégalais nekk champion d'Afrique. ba pare Sénégal jëloon ko yóbbu ko moom bourse olympique ba tax mu nekk France ba sax fa. ba xam fa ay nit ba indi leen fii donc nag waroon nañ présent waaye peut-être xanaa amuñu woon jot rek. waaw xëy na yeneen i gàllankoor moo leen téye woon mais bu beneen yoone xanaa équipe bu la mu ñëpp téye dafa tombé grève bi. grève ban grève bu arbitre xëy na dafa tombé grève bu arbitre dinañ ci ñëw léegi transition boobu la ñuy dugg mais daal ñu ngi félicité bu baax Rock Mbalax di féliciter comité d'organisation bi di féliciter waa Leewtoo ak waa Lutte TV yi nga xam ne BMTV ñoom ñëpp jàpp nañ ci ànd ak moom liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la noonu la gars yi nañuy fexe rek di jàppalante daf ci am solo dangaa tudd léegi grève u arbitre yi dañuy xool Sitor ca biir arène nationale ba mu yëkkati ay kàddu wax ci li waral grève bi devant les journalistes ñu doog a dellu si Sitor Maaw. ñu toog wax CNG ne ñun loolu bu ñu sañoon mu changé CNG defu ci dara parce que dafa ne munul yokk honoraire arbitre yi parce que honoraire arbitre yi ma fàttali leen encore une fois ñun combat yi li ci ëpp boo jëlee 90% au combat yi les arbitres perçoivent 52 500 5 arbitres ñooy recevoir 52 500 lan moo tax parce que ñun bi ñu fi nekkee man bi may arbitrer ba léegi maa ngi arbitrer depuis 97. looloo fi am 7 combats lañ doon arbitré di jot 35 000 léegi ñu yokk combat yi à 10 lan lañ ci yokk mooy moitié wu 37 500 muy 17 500 37 35 000 muy 17 500 ñu yokk ci 37 500 muy mu jox ñu 52 500 5 arbitres di séddoo 52 500 ak risques yu énormes yi fi am man mënoon naa comprendre sax ñu ne ma assuré nañ la mais vraiment xaalis bi mënuñu si demee nii mais assuré wuñ la joxuñu la prime de risque.
mais lan la ñuy wax souvent ay honoraires ngay jot effectivement honoraires mais honoraires les honoraires sont discutables maanaam war ngeen mun a négocier yéen ñii di arbitrer ñii di jot honoraire ak CNG war nañ mun a négocier ba xam ci lan la ñuy jot mais nekkul ne dañ ne honoraire mooy ndàmpaay dañuy xëy rek ne la am lii non loolu moom taxuñu jóg suñu waxee ne arbitré wuñu CNG la meilleure des façons c'était de dire kaa leen ñu wax parce que dañoo wax ba sës moo tax ñu jël décision mais CNG deful loolu dafa dem uti jëy arbitre yi ngeen gis c'est des arbitres locaux arbitre local mooy lan mooy koo xam ne deful formation mooy ki nga xam ne da nga toog fekk ko ci lieu bi mu doon jàppale lamb ji nga jël ko boole ko ci parce que munoo ko former parce que jàngul munul def rapport donc ñooñu mooy arbitre locaux ñoom ñoo nekk fii tey ñun gënaluñu mais munuñu ci dara lañ ci mënul parce que dañ ko observé ñun ak sunu collègues yi nekk ci région yëpp dañu ne nañ observé 48 heures yi nañ observé 48 heures de grève yi xool ndax dinañ wax ak ñun kenn woowuñu tey ñu am chance am réunion comité élargi gars yi ñëpp wax ci point bi mais boo xoolee liñ ci waxee en quelque sorte président Aliou Sarr presque daf ñu menace parce que dafa ne prenez vos responsabilités ñun sunu responsabilité nag mu ngi nii ñu ngi koy jël. voilà mbokk yi kon loolu la ñu bëgg a waxtaane tey parce que arbitre yi ñooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy acte làmb mu doon loo xamante ni chauvinisme daf ciy dugg des fois ku nekk da ngay xobe da ngay gëm li nga nekk lu ne te lu mu ne lu nekk mën na la ci dal mais dañuy daal di nuyoo wax Sitor li leen tax a grève mooy xaalis bi wala condition yi. alors merci Bécaye ñun liñ tax a grève nag bu ngeen dégloo li jàll léegi xaalis bi si la ak conditions yi parce que bu ngeen déggee sànq bi ma ne mënuñu ñàkk xaalis ba pare ñàkk assurance parce que point bi ci gën a am solo assurance bi ci la bokk te lan moo tax ñu jóg léegi parce que loolu dafa am solo lu tax ñu toog moment bi ngeen dégg grève 97 ba léegi maa ngi arbitre mosoo dégg grève arbitre en tout cas avant 97 mun na am na mais ñun 97 ba léegi ñu ngi arbitré mosoo dégg grève arbitre dañu amoon lu ñu naqari nag mu yàgg trop ci ñun ñu koy jooytu chaque fois parce que ñun membre CNG lañ parce que commission centrale des arbitres CNG moo ko uuf léegi bu ñu amee lu ñu naqari foofu rek lañ koy waxee amul feneen fu ñu koy wax ñu koy wax ay at mais chaque at bu ñu waxee rek ñu ne ñu noo xam nga nii li mu demee nii yéen membre kii ngeen ñu toog muñaat ñu toog di muñ at yu ne ñu muñ léegi bi ñu toogee nag ba combat bi amoon na keroog am tension bi ba vraiment man sax mu ma fekk Algérie mu ma fekk championnat d'Afrique mooy combat bi yàqoon waaw combat boobu bi mu passé presque ñëpp Malick mun na ma témoigner ñun ñu ngi woon Algérie ñu toog mais message bu ne jot nañ ko nit ñi naan yéen gis ngeen risques yi ngeen di jël affaire yi ñëpp wax bi bëri biñ ñëwee arbitre yi defaat la même chose ne gars yi ñun daal fi ñu toll nii risques yi ñuy jël énorme na trop pourquoi ñuy jël risques yu toll nii te amuñ ci dara loo xam ne mu ñu ci aar léegi bi ñu dajalee loolu yëpp ñu gis ne nag vraiment année bi doy na lu tax doy na parce que dañ yàgg jooytu chaque fois ñu naan ñu noo xaar leen on va assurer tout le monde ñëpp la ñuy assurer même ñi nga xam ne duñu arbitre ñu gis ne buñ ñu ko waxee waxaat ñu ko du am ñu ne nag bi yoon nag dañuy mettre un terme à ça ñu ne léegi dañoo bëgg ñu assurer arbitre yëpp avant ñuy delluwaat di arbitrer boobu mu ngi noonu xaalis bi ñuy jot muy honoraire 97 ba léegi maa ngi koy wax 97 ba léegi ñu ngi jot li ëpp ci combat yi 52 500 ak combat bu mu mën a doon waaw non c'est que li ëpp ci combat yi am na combat yoo xam ne da ngeen di jot 500 000 li ëpp ci li ngeen di jot 750 000 la 5 arbitres ku nekk wala 5 arbitres dañ koy séddoo li ëpp ci li ñuy jot bon fay naa ñaari mbër 100 millions ñaata ngeen ci am waaw mais loolu laa ni xam nga droit d'organisation yu CNG 2 millions 500 des fois 5 millions 5 millions ko wàññi non 5 millions yi bu njëkk la woon mooy avant ministre bale di ñëw nu mu tuddati ki dëkk Géejawaay mais droit yi ça dépend ci cachet bi waaw mais léegi ba léegi ak nu mu mun cachet fu mu munta toll 2 millions 500 yooyu la ñuy yem bu njëkk dañ doon dem ba romb loolu peut-être mais même bu ñu daan temps bi ñuy romb loolu sax ñu jotuñu leneen parce que boo waxee dañ lay naan non bii droit yi nekkee 5 millions même bii droit yi nekkee 5 millions jotuñu leneen jotuñu million musuñu jot million waaw kon nag buñ ñu bëggee wax ne liñ ko wàññi moo tax mu wàññeeku mais dara wàññeekuwul au contraire 97 ba léegi ni ma la ko waxee lii la ñuy jot
maanaam boo jëlee 100 combats tey si 97 combats yi laa wax ma 90 bi sax dafa tuuti presque yëpp 52500 la ñuy jot. ngeen di fayee ko. yëpp loolu la ñuy jot. léegi boo waxee 52500 yi ku nekk 5 arbitres. non 5 arbitres ñooy jot 5 arbitres ñooy séddoo 52500 ku nekk ñaata lay am. 10 000 moo tax gis ngeen titres yi. 10 000 sans assurance sans rien. ak dara. transport. waaye li ma la expliqué kañ xoolal. loolu la ñuy jot ci combat. non loolu yëpp amu ci li ñuy jox daal bu combat bi jeexee. waaw ba combat bi jeex sax. nga foog nga toog ba mardi nga doog ko jot. doo ko jot booy ñibbi. doo ko jot booy ñibbi même booy déplacé jóge fi dem dans la région. si non déggoo li ma la lu munta xew loolu ngay jot 52500 li ëpp ci combat yi. am na combat yoo xam ne da ngeen di jot 500000 yéen 5 arbitres. am combat xam ne da ngeen di jot 750. mais tey jii bu ñu la waxoon ci at bi lii ciy am loolu. waaw ay benn lay nekk wala ñaar. benn yoon ngeen ci am 700000. benn yu ngeen partagé quoi. waaw yéen 5. yéen 5 léegi boo xoolee loolu région yi nag moo gën a garaaw. région yi moom catastrophe. maanaam nee naa la ñun ànd nañ man ak Malick formé ji ay arbitre nan la dëkk bi tuddati. Mbaam. mais jooy moo ñu dese. jooy moo ñu dese lu tax. dañoo dem fekk ay arbitres yoo xam ne dañuy arbitrer ñeenti fan. yenn saa yi ñetti fan. suñuy ñibbi 1000 francs 1500 lañ te ñooñu moo gën a grave parce que ay minuit la ñuy commencé seen. mooy commencé minuit. guddi ñuy ñibbi dañuy dox ci guddi gi. wala ñu ut charrette wala ñu loué oto. léegi ñooñu ñu ñëw di ñu ko jooytu. affaire bi métti ñu torop ñu toog yeneen régions yi même chose ah yeneen régions yi. lii nga xam ne lañ ñuy fay Dakar si bëre simple. parce que bëre simple bokkul ak bëre dóor. bëre simple ñaata la ñuy fay. waaw bëre simple moom laa expliqué bëre simple ça dépend ci li ngeen miser. lu ngeen teg mise bi nu mu toll frais d'organisation yi da nga ciy dolli par exemple bu ñu la nee teg nañ 1 million. waaw léegi frais d'organisation yi 100000 francs. léegi 100000 francs yooyu nag moom mooy 100% wu lii arbitre ak commission yëpp war a séddoo. 100000. 100000 te bëre simple dina am plus de 6 arbitres. ndaxte day bari ay géew. fa laa jëm léegi loolu noonu si 100000 francs yi arbitres yi ñooy jël 70%. maanaam 100000 francs yi arbitre 70000 yi ñoo ko moom. léegi 70000 yooyu comme ni nga ko waxee rek yéen saa ngeen nekk 7 arbitres parce que ça dépend ci manifestation ni muy toll. mun na ça dépend mun na ko romb sax. parce que des fois ni conditions yi di demee yéen yéenay xool ñan ngeen fa war a dugal selon combat yi. ak selon yan lutteur a fa parce que comme affaire ay jàngat la daal. mais loolu noonu 70% yooyu ñu wax. texte CNG. ñoom ñoo ko bind. mais loolu Dakar ñu ngi koy respecté mais région yi kenn respecté wu à l'exception de la région de Fatick. Fatick. waaw Diof parti Diofior ñooñu ñoo koy respecté. région de Fatick ñoo koy respecté. léegi ñun chaque fois man en tant que personne morale de la commission centrale des arbitres damay jot ay message yu dëkk yooyu saa ñu waxee ma ne non def leen nag affaire du noonu dañ may wax si toor ñun dañuy arrêté. dañuy grève ma ne leen non. affaire du noonu dafa am nu muy doxee. il faut ñu wax. ma ñëw CNG ma wax ko ci réunion. kon problème bi du Dakar kese yéen li ngeen di xeex du Dakar kese c'est national. Sénégal bi yëpp la. léegi bu ma ñëwee wax ko réunion je suis la personne morale ñu ne ma région yi wax loolu nañ bind. bi ñu waxee région yi wax loolu nañ bind man tam xam naa ne dañ ko nar a traîner loolu ay at wala at bi jeex. ma ne région yi tout de suite ma imposer la ñu bind nu mu gën a gaawee. ñu bind nu mu gën a gaawee ñoom ñëpp. région de lutte am na région yoo xam ne du ñu bëri presque. léegi bi ñu bindee ma jébbal ko CNG ñu xool affaire bi ñu ne léegi dañuy bind région yi wax leen lan moo tax duñ ko fay taxul ba léegi ni may wax yoon ni amul benn région bu ko respecté. mais bind nañu. bind nañ jox nañ ko CNG man maa ngi ak mail yëpp. est-ce que CNG répondre na. non répondre ba en tout cas répondre nañ région de Thiès. waaw répondre nañ région de Thiès mais président bi lañ bind. xam nga ñiy bind président bi mooy Maysa. voilà léegi au fait xam nga la mooy problème bi ñun arbitre ñoo bind. mais ñoom président CRG bi la ñuy bind pour wax ko ne lan moo tax respecté woo ko. président bi tam ne lii moo tax respecté wu ma mais taxul mu respecté ko. te da ko war a respecté parce que lii ëmb Dakar mu ëmb yeneen région lii ëmb Dakar mu ëmb yeneen région. léegi damay ñëw ci Babacar. oui. mais naka ngeen parce que Sitor wax na ko léegi depuis 97 mi ngi fi te yow yaakaar naa ne booba it yaa ngi fi ah. waaw parce que man bu dee maa ngi fàttaliku 97 maa ngi leen doon gis yéen ñaar. bokkoon ngeen ci ñi gënoon a nekk xale. ci arbitre yi ah Moustapha. voilà mais yéen booba ba léegi. ba tey ji CNG mënu leen a déglu mais ci yéen la wala lan la. waaw Mbekaay
laaj boobu soo ñu ko laajee ñun dañ ci kontaan xam nga lu tax. ñun fu mu nekk nii on se sent trahi. Par qui? Par le CNG. Ah ouais? Oui, parce que lu tax. On a toujours gardé des rapports civilisés ak le CNG. Parce que natt nañu ñu fa nekk ñu xam ni ay hommes de valeur lañu. ñun nag ñu jëflanteeg ñoom ci homme de valeur yooyu ñu nekk. mais tey gis nañ ni ci entité yi nekk lamb yépp arbitre yi liñ ci gën a xeeb. Alioune Sarr toog na ni mbër dootu fi fayeeku moins de 100 000 francs. et il l'a réglé. les promoteurs. mbër ou arbitre. mbër dootul fayeeku. 100 millions. moins de 100 000. moins de 100 000 waaw la petite catégorie. waaw d'accord. waaw mu réglé ko waaw. promoteurs yi. waaw. dem mu wàññi leen seen droit d'organisation. et ñun xoolal arène bi changé na. tu vois les barrières. waaye amul woon. non c'est après ce combat qui la ñu am. pourquoi protéger une infrastructure et ne pas protéger des hommes. donc ñun loolu moo tax ñu ne on se sent trahi. oui parce que Bécaye. yow sama nawle nga xam nga ma. mais tey am na conditions yu xam ne su ma ko duggee ci làmb di nga ne Babacar kaay am nga ay mbokk am nga fooy daanee sa doole. am nga fooy ñaqe. lii làmb jaroo ko. comme ni nga wax sànq rek. ñun ñëpp on est victime d'une passion. xam nga. te tey le développement de la lutte ñun dañ ci am luñ ci def. ah mais bien sûr. bien sûr. donc mënuñu bañ a continuer à pérenniser nos efforts. mais nag su jotee ñu ne déet dañu war a wax déet. parce que nag ñun. xam nga kenn duñu maanaam noot. waaw mais da ngeen nag yaakaar ni daal ñu ngi waa CNG dañ leen di noot. dañuy noot parce que sur le fond et la forme def nañu lépp lu ñu waroon def. mais tey suñ demee ni ñoom mënuñu. ba pare di proférer ay menaces. menaces de quoi. menace comme lan mooy menace. de sanctions. de suspension et autres. parce que tey réunion élargie bu muy wax. waaw. Sitor a eu la grandeur d'aller à cette réunion. déglu toutes les entités de la lutte. mais dégg nga prenez vos responsabilités ñun dañuy jël suñu responsabilité ah. la réunion du bureau de l'autre jour. qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vont convoquer la commission de discipline va convoquer Sitor Malick. waaw. ak les plus en vue. sur combat bi pour les entendre pour leen teg leen daal entendre leen. au lieu d'entendre la CCA sur seen doléance. ils veulent continuer les menaces mais dinañu xam ne ñun on est des responsables. on sera ferme mais on sera toujours respectueux envers eux. Alaaji Papa Dieng. compliqué. parce que quand même. arbitre yi corporation bu am solo ci làmb la. ak làmb ni mu méttee. juumu arbitre làmb. moo gën a métti sax juumu arbitre football. dëgg la fii au Sénégal. bu juumee les conséquences sont imprévisibles. waaw. mais tu dois apprécier à la seconde. donc ñoom seen wàllu bopp. waaw. risques yi nga xam ne dañ koy jël rek war na tax ñu couvrir leen ci wàllu assurance d'abord. ndax làmb. dafa bëri ay risques li ci am kenn mënu ko prévoir. mais kii daan na ba pare kii lan moo tax ñu ne ko daanoo. waaw kii daan na. léegi Bécaye. waaw Papa Dieng. waruñu woon sax egsi ba fii. waaw. parce que bu fekkee CNG dafa am fait d'organisation yoo xam ne daf koy récupérer. te ñoom ñu nekk ci biir organisation bi nekk les principaux acteurs ñoom ak ñi nga xam ni ñooy mbër yi. rey na ko. bu ñu demee ba problème am war nañu toog waxtaan pour trouver une solution. parce que lii moom. c'est pas bien. c'est pas bien pour l'arène. ah non baaxul de. baaxul. Bécaye. xam nga tamit dañu làmb dafa am cosaan am aada. mais dem ba nag am lu ci génn lu am njëriñ ñu wax xaalis. mooy nag neeru guerre bi comme bu ko gars yi di waxee.
mais un arbitre yi ñooy jiitu mbër yi ci làmb ji. waaw di leen contrôler bu dee bëri simple aussi dañuy taxaw di bind mbër yi le matin. moi je parle daal di traditionnel ah. waay assisté naa ko ba tey 50 000 mbër doo xam sax loo jël. ngay bind ba toqi le matin. ñenn ñi la veille pour ñu bëri gisu ba. nga defati arbitre bu dee lamb série bëri yi mu dem ba fajar des fois. ak somme bi ñu wax nii loolu lu ñu war a revoir la mais lamb sax mbër mi di fay ko ay centaine de millions ki koy arbitre nga xam ne mooy mujj ci moom. mujj laal yaram mbër kenn du ko laal ah ka may àndal sax nangu mu laal ko. waaw arbitre rek ko koy laal il est obligé arbitre laal ko waaye ki lay laal càmbar la bu amee jafe-jafe. mooy njëkk si yow soo daanee moo naan waaw su juumee coo topp ko soo daanoo moo naan waaw mais jëmm jooju nag dafa war am ay assurance dafa war am confiance pour arbitre buy ñëw warul ñëw ak xol bu pincé wu kën man su ma paree 10 000 francs lay yóbbu sama kër te 10 000 francs yi paas naa ci jógee Tëngéej ñëw arène nationale arbitré delluwaat ca mbër mi arbitré ñu ngi ko fay 140 millions loolu tamit lu ñu xool la est-ce que loolu sax encore en plus mënul sax dem ba mbër yi mën a jënd arbitre yi. attention loolu daa am fu ne. mën nañu ko new nañu jënd mais loolu day mën a am. mbër mën na ko Malick am na lu mu wax ah Malick te sa micro nga ni. bon ma ne dàq nañ ñaari arbitre parce que dañ leen ger ñooñu léegi rajo nañ leen. ci combat simple yi. ci combat simple. gis nga donc li ngay wax pour moom laay dëggal. waaw merci Malick mais ki nga xamante ne dafa yor 140 millions bu ñu ko fay. mu jël ci 1 million jox ko benn arbitre na ko bu lëndëmee jàpp ci bu nangamee. loolu lu possible la dafa mën a nekk. dafa mën a nekk lu mooy corruption loolu moo tax moo am jafe-jafe. donc dans ce cas nag dañu war a rek revoir les choses satisfaire leen mbëri bi ñu fi jógee casse et droit am na situation bu ñu am tuuti quand même. soulagé wu nañu. même bu dul à 100% yenn sorties yi yenn considération yi gars yi dem nañ ba aménagé xam ne kat boo yoree njaboot ñu commencé xuloo nga tàpp ba ñu nooy soo paree joxal tàngal ñu màcc nga jox ndox ñu naan seen xol sedd donc li nga defal mbër yi defal ko promoteurs yi defal ko ñeneen noonu lañu ko war a defal arbitre yi ñoom ñooy gën a ëpp importance ci combat mooy arbitre su arbitre amul combat du am déjà. décision bi mais parce que dañu woon wax ni ay arbitres locaux mais arbitres locaux mooy arbitre jooni jooni exactement mooy ñu woo Moussa Faye donc ka arbitré mooy ñu woo Samba Niang donc ka arbitré mooy ñu woo n'importe qui donc ka arbitré donc ku nekk mën na ko doon ka arbitré si ko xool combat bi jàll léegi maa aussi seen koy wone mbir mi dañ ko daan ba mu leer nañ arbitre yëkkati woowaat leen ana maa aussi si ana nga waaw mu ngi nii moom ngeen gis si derrière les images caxabal bekay xattal bi mu daanu xam nga lii leer na nañ l'arbitre qu'est-ce qu'il doit faire encore mu woowaat leen ci géew bi ñu ñëwaat wala bëriwaat waaw mën na nekk arbitre mën naa juum waaye lii nag sa waay loolu ne fàng leer nañ la galgal xattal bi mën a gàng kii ban arbitre la xool ko kii man sax xaw ma ko amul ko xam arbitre bi xam ngeen ko entraîneur de lutte jëlal arbitre grand noo tudd Tidiane Ndiaye laa tudd Tidiane Ndiaye xoolal Bécaye li ngi siiful balaa Tidiane di jël Bécaye xoolal ma waaw léegi dañoo dellu si waat monsieur l'arbitre meññu rek voilà na ko kii ban projet arbitre porté na ko lu grave imaginez-vous tey jii mâchoire bi dam à vie du bëreeti imagine un coup de poing aussi ça peut tuer mu dee c'est parce que daan na indiwaat nañ ko ni ko bëreel c'est parce que du Malick moo ko arbitré ou du Sitor moo ko arbitré ou du Babacar ou keneen moo ko arbitré ku xamul la dañu indi mu arbitré yaakaar naa ne loolu lu nu war a jël ay matukaay la. alaaji balaa ñu dem ci lutte bi. jar na seetaat bu baax a baax. ñu xool diggante arbitre yi. oui puisque seen i conditions. puisque gis nga mbooloo toujours Bécaye. bu ñuy séddale rek na séddale bi jaar ci yoon. loolu mooy dëgg. dëgg la ndax àq tamit dafa am. te ñii à part mbër yi ñi war a bokk émolument ci làmb ji ci lañ war a bokk. ndax ñoom ñooy désigner ki daan ñooy désigner ki daanu. te parfois sax dañuy joxe verdict te ñëpp duñ ci ànd. duñ ci ànd bien sûr ñaata yoon laa xuloo ak ñoom. ñu yóbbu ko CNG ñu kase ko. waaw joxe beneen verdict. oui wala CNG da leen di weddi des fois. ils sont même contredits. waaye donc je crois que bu fekkee CNG dem na ba leen mën a contredire ci loo xam ne seen métier la. ñoom tamit war nañu mën a wax li nga xam ne naqari na leen ci li ñuy def. pour ki nga xam ne moo leen di jiite mu jéem a seet naka lay trouver ay solution pour indi équilibre parce que mooy li Moustapha wax bu fekkee da ngeen di arbitre sa xel dalul joxe ko dépense.
am ngay problème. te fay mbër bi fay ko 120 millions. mais 3 millions yu mu daanee dafa wàññi dara. mais normalement sax oui 3 millions arbitre bu ko xamee laal suuf rek. mais daanu 3 millions ngi nii. mooy taxal mu ne yéen ba taxal doon suuf mu ne non kenn daanul. kenn daanul da ngay bëri woon rek. moom mooy le maître. Bécaye waaw même ñoom avant ñuy dem sax ca làmb ja war nañu encaissé xaalis comme bëri ñu encaissé xaalis. waaw mais pour préparer wu on sait jamais noonu làmb boo fay dem en tant qu'arbitre da nga war a préparer wu. dañ leen di ko xaaba des fois. da nga war a liñ leen xoo ñoom. je crois que fi mu nekk daal la situation est tellement alarmante que il faut ñu trouver ay solution ñu toog waxtaan ñi nga xam nag ñoo re CNG bi loolu mooy seen cër ndax njaboot bu fekkee am na ci koo xam ni dafa am lu ko naqari kilifa gi la mën a toogal ñu jéem a am compréhension jéem a trouver ay solution moo gën séparation bi parce que bu amee rek ce sera douloureux te ñoom ñun dañ leen a mës a jàpp vraiment c'est la famille CNG ñoom ñëpp benn lañu seen revendication yi bett nañu bari d'ailleurs parce que ñu bëri yaakaar dégg la ñu wax dañ ko yàgg revendiquer mais ñu xaar leen waay dañuy dem ba sës mbokk yi kon dañuy dem Thiès amoon na làmb ja di làmb ju neex ma nga fa woon Alaaji Papa Dieng nga fa woon ñu xool résumé bi ndaxte xaritam lañ ko tudde woon Idi Thiam waa UNACOIS yëpp ne fa làmb ji am solo dañ koy seetaan dellu siwaat ci l'Oeil du Tigre. laay wàcc na maas ak moom waaw laay door na ko benn coup bu dal la ko dooraat na ko coup bu dal dafa wàcc nag maas ak moom ndeysaan laabu mon mbaay bay ba ma bàyyi ko ndax mi ngi ci làmb ji ndax doomu ndey mooy bëre ña ngay léewtoo ca kaw laay wàcc na ba tolloog moom ndeysaan laay ay mbay diggante njool la ak ndaama laay bu Texas laay dooraat na beneen ndeysaan daa bu Texas mu ngi jiital tànk na joor ngemboo ngembul vertili laay goote mi ngi ngemboo ngembul weex jiital tànk na joor dafa wàcc nag ba tolloog moom wàcc diggante laay goote ak ki nga xam ni mooy daa bu Texas ñi ngi koy rokkas bilaay walaay ña ngay rokkasante laay goote ak daa bu Texas tey ci dimanche bi nga xam ne mooy 1er mars aoxo laay laay goote laay goote da ko doon xar jéppét waaye xar ba dafa bañ laay goote ma nga ca suuf laay goote laay laa ilaaha illallah. waaw combat boobu rëy na lool jël bi rëy na yaakaar naa ne loolu mooy li amoon Thiès mu nekkoon lamb joo xamante ni nii Alaaji Papa Dieng lamb ju mag lamb joo xam ne animation ba dafa neex Thiès yëpp ñëw wuyu si ndax xale yi ko tëgg muy jeune UNACOIS yu Thiès yi dañu mobiliser doon sargal nag 30 ans wu maanaam UNACOIS ak président Idi Thiam bi nga xam ne tamit liggéey bu mag la fa def mu doon lamb joo xam ne daal Bécaye gis naa gis lamb yi neexee noonu bëri yi neex na am na animation am na woy te Thiès yëpp ñëw nañu génn nañu non mosuma gis lu mel waaw te Thiès ñu yàgg bëgg làmb la dañ ko yàgg bëgg mais Thiès de la région de Thiès Hadj Bécaye waxuma la sax nga jëm ci côté ay Joal ak Petite Côte bi fi lamb simple di am ñooñu moom waxaale wu leen biram ndaw yeeg région ba kay c'est la région bi rek boo ko globalisé potentiel bi fa nekk c'est énorme doy na sëkk pour Sénégal mais pour ba pare Bécaye ñu def ko nag Maniang Soumaré stade bu mag ba foofu nga xam ne fu la Saint-Louisienne fa la ko foyee gagné woon. final wala. non championnat quart de finale. quart de finale. foofu tamit Saint-Louisienne gagné na fa Jeanne d'Arc. Sewte fa la newoon Sewte tamit gagné na fa Gorée. waaw dem naa seetaani match bi 3-0. Sewte leur grand footballeur la. ak Bouba Diakhao ak ñoom Kroumen ak ñoom Tidiane Gracé ak ñoom Ousmane Ba ak Oumar Ba. ak Ousmane Samb l'enfant chéri de Thiès la ko Ablaye Nar Samb. mu ne Thioune ak kan Thioune. ak kii. waaw kooku raay la ne woon. en tout cas wala CVT. stade bu mythique la stade la boo xam ne stade bu mythique la. Gorée maa ngi fàttaliku gagné na Faye Casamance 3-0 avec 2 buts de Mohamed El Habib Daf. foofu stade bu garaaw la stade bu historique. ndeysaan te dama gis ne Thiès boo dee xool à part Dakar ren Thiès moo jël
kii bi moo fa ëpp ay combat. waaye tous les ans ndax chaque semaine am na combat. mais lamb Dakar rek la am ak Thiès ak Mbour te ci ku ne Thiès Mbour département bokk. donc Thiès ak Dakar ñoom lamb. Kaolack très rarement la yem. te Kaolack aussi taaw moo gagné woon. mais léegi c'est mort dara mu fa. donc gars yi dañoo war a yëngatu ci région yi. dama ne lamb bu gérance lamb jaaree yoon. ni muy xewee Dakar doon lay xewee ci région yi chaque dimanche. chaque dimanche. mbir yi jógee fii ci région yëpp dañu war di bëri. sport national la pare. kon loolu moo am. Boy Bambara day bëree Dakar. Boy Gueye ngay bëree Mbacké. mais oui kii bëri Thiès kii bëri Thiès. dafa laaj liggéey dafa laaj du 109. loolu war a mën a ne ça c'est clair. jërëjëf kon dañuy dellu ba tey ci làmb dañuy dem xool Bawol production ñoom tamit ñi ngi woon Bargny ñu xool combat ba Lamine Samba moo nu fa teewaloon ñu xool la fa xew te dellu si waat mbokk yi ñu leen di fàttali ñu ngi ak commission xaw ma naka laa leen wala. association. commission centrale des arbitres. commission centrale des arbitres. dont le président Sitor Ndour. dont le président Sitor mi ngi fi Babacar a ngi fi Malick a ngi fi ak gars yi ñoom ñëpp a ngi fi bu soobee yàlla ci kanam tuuti ñoom ñëpp dinañ leen tuuti ñu leen di fàttali aussi ñu ngi ak Ousin production mi ngi préparé benn gala lutte simple. plus de 300 lutteurs la soxla yaakaar naa. muy koy def arène nationale xanaa kooku dañuy xëy fajar di julli ba ngoon di bëre day gaaw di bëre ba ngoon. 300 bari na kooku dinañ bëre ba sonn. mi ngi fi booy get ndar it mi ngi fi. sama xarit xam nga ni bu ma xewlee booy get ndar mi ngi ci. te tey booy get ndar ma leen di wax mbokku téléspectateurs yi 22h lañ ko convoqué mais 2h la ñëw maanaam 14h la ñëw TFM di ma laajtee fekk na maa ngi sieste ne woon naa ko nag yegg si moo tee ma wax ko ñëpp dégg ko waa Ndar ngeen baal ma seen doom moo def loolu mais ñu dem xawli Lamine Samba lu mu jëlee ci Bawol production te dellu si waat. Mbengaan war na ko ndombo loolu penalty la yëkkati ko ci kaw lu xew Mbengaan war na ko ndombo lu xew ko Boy Maana bañ na caxabal Boy Maana daan na ko mooy Lion moo daan na ko daan nañu Boy Maana jël Maana de Doudou Fall ak doomu Sébi àgg na ko fu sori ana caxabal ana weyele xaaj na ko ma ngi koy kal bañ na mbot ma daan na ko ku daan Assane Ndiaye ku daan moo rasta mooy rasta waaw moo rasta doomu kone wër nañu doomu kone daan nañ doomu kone Mbaye Diop daan na doomi kone ñu ngi xeex laay la bëre lay mën déedéet la nga juum daan na ko yàgg na Gala Jayla daan na ko rek lay def Gala Jayla daan na ko seen numéro 2 yàgg na reporter bi daa fara duru na ko dañuy bëre waat tay Bawol production moo ko tëgg tuddee ko Mamadou Sy ndeysaan mu baax laay la daanu yaram daw na fala rek door ko bëggay dimbali billahi baadu dee ye laay la Moustapha Gueye door na ko mu daanu mbaa deewul mbaa ndeysaan Modou Fall numéro 2 ak Libidor numéro 2 na ko daan na ko jéeno ku daan waaw ku daan Modou Fall moo daan waa Caaray bi Badou Fall daan na ko moo daan Badou Fall daan na Libidor numéro 2 et da koo sàcc waaw da ko dóor arrêté lambi ama neex la ko def waaw mu ngi noonu da koo sàcc lépp jërëjëf ñu félicité bu baax Bawol production di félicité waa Thiès ak seen làmb ji nga xam ne moom lañ fa amaloon tudde ko Idi Thiam et di gis ngeen làmb yu neex ndaxte jëli rafet na trop parce que am ni dóor mu daanu bari na ci de. waaw boo xoolee xam nga dóor mu daanu booy xool argument ñi nga xamante ne seen bëre limité na. par rapport ak ki ñu dóor mu daanu. des fois aussi mbër boo seetee mbër bi ñu daan yëkkatiwaat ko ñu dóor ko mu daanu c'est-à-dire bëre bi gisuñu bëreem gisuñu mën a xeexam. suivre naa combat bi guddaay bi yëpp. il reçoit des coups doon jël ay coups n'importe comment. alors que ne làmb nag dafa toll foo xamante ne
bala nga ciy dugg di bëri ji da nga war a wut sa arme. boo mun sax loolu mun na moytu. ndax boo xool aar yëpp ngay gis muy boxe muy karaté yëpp dañ naan la da ngay jàng ni ñuy moytoo d'abord. doo ko jàng ni ñuy dóoree. chute sax ngay njëkk a jàng en judo. boo daanoo loo gaañoo. ñooy bañ a gaañoo laata ngay mën a bëri ji. te léegi ngay gis rek ku ñu gis mu gudd rëy ñu ne ko capp ci làmb ji ñu ne ko tipp kër pañ mu daanu en général ñooñu nag Bécaye du ñu jël si mukk dootuñu ñëwaat. ah non non non. bëri ñu dóor ñu daanu ñu ñëwaat mooy ñu bëree daan benn combat ñaar ñett ñu dóor mu daanu ñu la ba nii mais salaamaaleykum nga ñëw xamoo luy bëree ñu ne tëpp ko pañ nga ne këpp dootoo ñëwaat mukk c'est fini dootoo amati moral dootoo amati benn confiance. alaaji loolu day na waar de dootoo am moral. dootoo am xam nga moom la xam na li muy wax. waaw bien sûr dafa bëri dafa jël ay coups. joxe ay coups. te it moom xëy na. mosu ko dóor mu daanu mais kaawate nañ ko. bien sûr mais est-ce que coup bi mën na la ko dóor ba yow dootoo mën a tee bëree mën na ne. ah mais bien sûr ah mais sama combat Tyson coup ma jël sama bët moo tax ñu arrêté combat bi. jox ko arbitre bi dara parce que 5 minutes yi ci topp rek bët bi enflé na ba dootul gisati. donc le médecin bu la xoolee. danaan benn bët du bëre. boo xam ne arcade bu ubbeeku sax gis ngeen am seen bëre arcade bu ubbeeku. c'est moins méchant parce que suurul bët bi mais bu leen fàttali aussi am seen Gris Bordeaux dernier soin lañ def. te jeunes yi moo ñëw moom mooy le professeur Raymond. te maa ngi taxaw ni maa ko ci Gris Bordeaux daan na arbitre bi dernier soin bu gënaatee 100 mooy dañ koy arrêté. parce que yàggoon na. heureusement ou malheureusement pour Gris Bordeaux chute amaat mais boo gisatul mënoo bëri déjà benn xel boo ko nekkee. ab topp pour am licence. donc boo bu la dalee ci biir géew bi. mën toppe nañ la mootoo dem. yenn saa yi ñu dóor la aussi sa bëñ damm. mootoo bëri du jeex du xaaj boo ci daanuwul nag da ngay sant yàlla waaye doon nañu bët bën na buuf mun a mbëpp doon nañu bëñ bi damm mu daanu yóbbaale ko waaye ku ñu ci doon nag sa bëñ damm te daanuñu la da ngay am sa après yow benn satisfaction ndax da ngaa defal nañ ko samay moroom daan leen parce que duma la daan la tamit dafa xaw a jafe dafay casser moralu mbër day casser moralu mbër bokk na ñaari combat yi mu wax yëpp maa ko arbitré ñaari combat yi mu wax yëpp yaa ko arbitré moom Tyson ak Gris Eumeu Sène wax nga dëgg te boo gisee Mbaye Guèye Tigre Fass am tour loolu bokk na ci li ko may tour ñu dóor ko mu gaañu yu metti ñu yóbbu médecin bàyyi lamb ji mu ne du bàyyi bëre daan mais Moustapha ak Ibou loolu mu ëpp loolu Moustapha bëñam damm ne ak moom diggante ak Ibou Ndafa Bécaye on remercie beaucoup le doyen Mbaye Guèye Tigre Fass c'est la seule personne en réunion élargie qui a essayé vraiment de ramener les deux parties autour d'une table non ndaalaan la Sitor mën na ma témoigner waaw on le remercie vivement c'est un de grands événements parce que moom suñ ko dégloo je pense que ni war nañu mën a trouver solution waaw léegi d'ailleurs dañuy duggaat ci débat bi fi mu ciy duggee mooy arbitre yi arbitre keroog ñu ne ay arbitre locaux ngeen leen tuddee arbitre jooni règlement bi accepté na loolu est-ce que c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour être arbitre pour nan pour arbitrer mais Babacar yow aussi toon dama ci kenn waaw c'est en fait arbitre local il y a des critères arbitre dafa yaw am licence non waaw licence arbitre waaw damay arbitre yi arbitre ko am na licence waaw moom laa expliqué nii xam nga boo gisee ñu naan arbitre local ci jamono yi ñu toll nii sax waratul am xam nga mooy lan arbitre local mooy arbitre boo xam ne dañ ko fekk ci dëkk mu doon jàppale bëre te règlement bi amagul woon noonu lu mu ŋànk ci arbitrage ñu ñëw mënuñu ko dàq parce que dañ ne léegi pour nga def arbitrage il faut nga am lu mu deedee certificat wala nga tolloog lu niroog certificat léegi bu fekkee ne yow jàngoo mais yaa ngi woon foofu di jàppale lamb du yoon ñu la fay jële dañ lay bàyyi nga continuer jàppale lamb mais foofu rek ngay yem maanaam doo passé loolu parce que arbitre da ngay souhaiter dem départemental régional national international. ñooñu yeggaguñu sax foofu. non ñooñu mënuñu yegg foofu non local doo fa romb. amuñu niveau fa nga yem. local mooy jàngoo munoo def rapport munoo def. mais c'est tort. est-ce que loolu règlement nangu na ko. waaw non c'est xam nga. pour fii quoi pour fii à Dakar. c'est-à-dire mun na explication bi mun na simple. waay gis nga tey arbitre local Dakar. ah wala arbitre local lu yaraax la war a mun a yem. doo ko defal mu jógee département jógee région di ñëw di arbitrer. waaye donc règlement nanguwu ko. dafa am situation bi jógee ne ba ki dem am nañu jógee fi dem xam nga règlement nanguwu ko. arbitre yi jàppal. règlement nanguwu ko. donc arbitre local daal. localement lay arbitrer. localement fu mu nekk rek lay arbitrer. attends ñi arbitre Dakar dëkkunu Dakar de.
non non. non ñi arbitre Dakar ñi nga jógee Kaolack. waaw loolu laa la wax ñëw arbitre si Dakar. loolu laa la wax mais loolu c'est pas normal. loolu laa la wax mani. waaw su fekkee ni arbitre national. waaw mën nga arbitrer sur l'étendue du territoire. waaw d'accord. xam nga. compétition nationale. seuls les grades nationaux ñoo koy def. amul keneen. nga nekk régional doo ko def. nga nekk départemental doo ko def nga nekk local doo ko def. kon donc mën nañoo jàpp ni keroog CNG mi ngi woon dans l'inégalité. mais nga sañ ko wax. ah non dama lay laaj. nga sañ ko wax ah oui parce que nga sañ ko wax. na ko ñëpp wax rek. na ko ñëpp wax kay. waaw kon ñëpp na ko ñëpp wax. ku bañ lu légal kay boo defee lu légal. waaw donc gën nga wàcc nga yoon. nañ ko wax. nañ ko wax et puis c'est ça. waay loolu moo am loolu moo am. yow coono bu ngay daj. waaw. di woote gauche droite. et puis ñooñu naka la di fayal nit hébergement. di ko fayal transport. mu ñëw nga loger ko. yóbbu koy sax loolu soo ko yokkoon si cachet mbëri su cachet arbitre yi ñu ne la ok. waay yokku na. bon alaaji Tidiane sama footballeur bi. mais Tidiane lu tax nga bàyyi football dem di nekk arbitre la. non au fait man bàyyiwuma football dem nekk arbitre na parce que même au moment yi may football. lamb sama passion la woon. dama dëkk Yaraax dëkk jàkkaarloog ay kër ga yoo xam ne ay griot lañ Alaaji Mbër Gueye moo fa nekk doon tëgg ay mbapat Yaraax. Moustapha Gueye mii ñëwoon na Yaraax bi man ñi ma doon ànd di sàjji ci lamb dama ci bokkoon parce que dama doon yóbbu ndënd yi foofu. surtout paa bi ak man ay xarit lañ. doon dem di tëggandu kër man xaw nañ ma cee rey. mais quand même. mais football nga bëggoon. waaw ma def naa li ma war a def. mais nag peut-être fi ma war a yem itam yem naa fa j'ai pas ñëwuma peut-être aw ma ci xaalis yooyu. waaw mais itam egguma fi ma ci waroon egg mais itam sant naa yàlla parce que itam am na lu ma may am na ba tey jii li tax ma mel ni ma mel ginnaaw yàlla football moo tax. sunu équipe bi war nañ ci wax non dina baax. dina baax ñu ngi ci biir dina baax nag sunu kàddu la de. non barke Mohamed dina baax sunu kàddu dina baax ni ñu ko bëggee. non dina baax gars boo waxee rek ñu ne dina baax. waaw léegi conflit bi am seen diggante ak CNG lan moo ci sa xalaat yow. non au fait comme ni ko sunu doyen waxee rek ñun bi ñuy ñëw ci arbitrage. ñoom Babacar ak. jàppal ci digg bi ñoom Babacar ak si ndem si yàlla. bàyyil boppam président. ci digg bi. waaw président Ñoxor. yàlla na ko yàlla xare aljana. franchement foofu la waroon a commencé ah. non ngeen baal ma dama waroon a jiitu ci jaale leen Ñoxor. ñun ñëpp ñu jaale leen. jërëjëf sunu xarit la woon sunu lépp la woon. jërëjëf doon kaf. parce que ñu bëri comprendre ñu nag arbitre yi ay xarit la ñu. dañuy kaf dañuy waxtaan. yàlla na ko yàlla xare àjjana mu nekk tam koo xam ne ñoo xam dañu participer man comme man optionnaire football laa nekk mais làmb di sama passion au moment où formation am ma dem defe ko ci njàppale ñooñu la surtout Ñoxor joué ci rôle boo xam ne macha allah mënutul denc ci ñun quoi donc ñoom ñu ñëw tey jii comme ni ñuy wax rek ñun on pensait que tey comme ni ko dafa waxee ñii dañ leen war a honorer CNG dañ leen war a honorer ñu nekk fi 97 ba tey jii ñun ñu formé ñun am na ay sunuy rakk yu ñëw suñu ginnaaw te ils prétendent être des arbitres internationaux de demain. donc itam il faut que CNG xam nan la leen accompagner man pour man ñàkk peut-être wax ñu quelque part moo indi lii yëpp. ñàkk leen a déglu daal je me dis que ne ñun presque chaque année dañuy dem benn séminaire de formation def évaluation li ñu def ci année bi yëpp je pense que ne suñu paree dañuy jël li nga rapport yi ñu am jébbal ko la tutelle. donc yooyu bu ñu koy def effort yooyu bu ñu koy def c'est-à-dire pour jàppale lamb la. c'est-à-dire jusqu'à présent ñu ngi ci yoonu jàppale te ba léegi Aliou Sarr accompagnement bi ñu ko accompagner la CCA gisuma ban entité moo ko accompagner noonu parce que ñun mosuñoo ñëw pour ñëw ne dañuy yàq lamb wala dañuy grève wala affaire yooyu. mais nag au fait situation yi moo dem ba. situation problème boo xam ne. comme ni ñuy wax rek ay responsable lañ ay borom ko ñu dañuy mere ci yenn situation yoo xam ne. comme ni ñu koy waxee rek doy na wax daal. doy na waar mais Malick est-ce que jar na nit di doon arbitre lamb. vu conditions yi ngeen di dundee lig bëri ci làmb joo xam ne fay nañ ci ay millions ngay ñibbi ñu jox la 10 000 francs ak risques yi ak doo ñibbi sax da ngay xaar ba mardi ñu jox la 10 000 ak risques yi ci am yëpp. bon effectivement ku xool côté xaalis bi bu doon ñii ne 1997 ba léegi ñu ngi fi bu doon xaalis moo leen fi tax a toog dem nañ bu yàgg. donc passion bi moo leen fi téye comme ni ko Babacar waxee commencement bi passion bi moo leen fi téye mais lamb di dem di évoluer. di évoluer boo xoolee mbër fi mu jóge xëy na Moustapha Gueye mii bu leen waxoon cachet fi mu toll. ak ñoom Modou Lo Balla Gaye fi ñu toll seen cachet fu ñu toll am na jéego yu làmb def
ba ci woykat bi ndem si yàlla Khady Diouf bu mënoon xam cachet bi mës a jot ak actuellement ñoom mbayang lum fu ñu toll nga xam ne foofu aussi yokku na donc yàlla na mu ëpp loolu ba mbër yi jot milliards ñi aussi jot lu ëpp loolu mais ndegem si tool mooy témoigner fi moom mi fi nekk 1997 ba léegi benn évolution amul ci condition arbitre yi donc loolu vraiment lu ñu war a seetaat la te nag nekkul loo xam ne xëy na gars yi jóg nañ di jéegalu mais bu ñu demee bay jéegalu xëy na promoteur bi la gars yi mën a jéegalu ak amateur yi nga xam ne affaire bi bett na leen mais ña nekk ci direction CNG moo waruñu wax mukk ne def leen bett waaw parce que comme ni ko Tidiane waxee chaque saison bu saison tëjee dañuy retiré wu cotiser suñu xaalis yéen ñun mais xaalis bi ngeen cotiser fu ngeen ko jëlee jëlewu leen ko ci suñu poche ñi seen salaire ñu jëleen ñu cotiser retiré wu dem Mbodiène archive yaa ngi fi def fa ndajaloo boo xam ne ci xaalisu kan suñu xaalis ñun seen séminaire bi ngeen di def yéen ñun dañuy demander soutien dañuy demander soutien Malick Ngom waaw dañuy demander soutien mu arbitré woon Eumeu Sène maawo bàyyi mu wax yi Malick yaa ma gën a xam Malick ay ca Malick bon dañuy dajale suñ xaalis dem daje Mbodiène ñeenti at a ngi nii ñu koy def laaj ay soutien ñaari yoon CNG jox nañu soutien mais soutien ba mu ñu jox nekkul def ko couvrir comme ndimbal rek parce que lam ñu jox ak la jëy production jox ñu presque ñoo tolloo ñu ngi jaajëfal jëy maire HLM bi ñu ngi koy gërëm joxoon nañu ci donc ñoo ñëpp ñoo xam ne bañ fay dem sax histoire bi ma lay raconter dañu dem gis ko def délégation ne ko ñun kat dañuy def ak sama directeur waaw sa directeur général Dakar Dem Dikk Moussa ñu ngi koy gërëm bu baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm expliquer leen li tax ñuy dem photo bii ngeen di génnee ci ñoxor bu ngeen xoolee bu baax foofu la xool leen ci dënd ak moom kilote la sol Mbodiène waaw foofu lañ toogoon da ngeen doon loisirale quoi non bon en fait c'était pour voir lamb saison ren bii yan jafe-jafe lañ am ci biir terrain bi lan lañ gis ci règlement boo xam ne ñun ñoo nekk sur le terrain war nañ ko mën a suggérer commission bi gérer affaire règlement ñu insérer ko ñu insérer ko ça fait 4 ans ça fait 4 ans mais non ci seen xaalis ci suñ xaalis soutien bi mu ñuy joxal bi ñuy jox buñ ko dajale matul 1/10 ci frais yañ fa defal suñu bopp les gens sont là ils sont tous témoins ñu dajale càmbar lamb càmbar règlement xool li nga xam ne buñ xalaat nañ ne war na yóbbu lamb ci kanam ñu proposer ko def ko rapport def suñuy doléance liñ bëggoon ñu changer ko suñuy condition donc assurance bi chaque année day ñëw assurance arbitre ñu jébal leen ko assurance bi musul am chaque année day bokk ci suñuy doléance mais assuré wuñ leen dara donc chaque année day bokk ci suñu doléance léegi ñu dem ne ko nag nañu joindre l'utile à l'agréable yoruñu xaalis yoruñu amuñu doole mais ku nekk fii am nga yére yoo xam ne utiliser woo ko ñu dajale ko def ko ay valises yi valise dem pouponnière u sœur ya fa ne maa ngi nuyu sœur ba ñu ne ko xoolal famille yi gën a néew doole waxuñu chrétien waxuñu musulman képp ku néew doole rek yéen a ñu ko gën a xam ngeen jébal leen ko dajale jeunes ya football ak ñoom match jébal leen ko ne leen ñii arbitre la pour loolu yëpp pour raffermir les liens parce que sport dafa war a boole mais buñ demee ba ay menaces amoo sécurité amoo lu la assuré te ay pères de famille lañ arène nationale lamb ji day jeex policiers yi gunge la juste ba ci vestiaire yi dëpp bala fa nga sumeeku yor sa moto ñii di dox yooru romb benn booy bu mer ñii di la sànni ay mbuus waaw te famille nga yor xoolal arbitre bu ñu la reyoon peut-être bu ñu la reyee wala lu la ci mën a fekk sa njaboot nga ñekk soutien de sa famille xëy na assurance ba sax mën a assurer li des mais loolu yëpp vraiment bon dañu sës ni ko si tool waxe dañu sës dëgg dañu sës am na ñu comprendre li tax ñuy xeex mais nekkul ji la ñuy xeexal peut-être génération yi di ñëw yàlla mën na def ñu bénéficier woo ci parce que aussi xeex boo gis am na ñu ciy sacrifier seen bopp ñeneen ñi buñ ñëwee peut-être jàpp ci mais ñun nag dañu sës c'est pas si toor la ñuy gis wala Babacar wala man ñëpp a ci jàpp boo demee Thiès ville combat yi ngeen gis président arbitre yi Aboubacry Dramé gisu leen ko ci ñoom Moustapha yëpp gisu leen ñu arbitré mais attends jot nañu information comme quoi Thiès ay vrai arbitre ñoo fa arbitre dëgg la wala du dëgg videur ñu ay lan videur Mbour Jordan moo fa mu ne Côte débat Jordan mi doon bëre moo arbitré à Mbour Côte débat arbitre Jordan mi doon bëre Mbour moo arbitré grand combat ba yeggul
am na problème à Thiès wala à Mbour non à Thiès laa wax. Thiès. Codé Ba lan la. Codé Ba arbitre la. arbitre la. Assane Diallo. xamuñu ko ci répertoire. Codé Ba moom arbitre la. mais nee na Codé Ba bokkoon na ci ñi arbitre Thiès. kon donc non greffe bi dina am des fois défaillance du ci ñàkk. Codé Ba a été greffe boo gis nag am na défaillance nag. Codé Ba pour histoire Codé Ba maa ngi jégalu di nuyu. waaw. dafa am lamb ju amoon ci prison Thiès ñu arbitré ko ba pare am lu mu fustigé ci CRG ba mu ngi ci journaux yi ku xool suñu lamb nga gis ko. waaw. CRG aj ko rajé ko. rajé mooy dootoo arbitré. waaw kon dañ ko too arbitre parce que dafa jalgati yoon am lu mu attaqué CRG ñu dàq ko. kooku moo léegi bi bi coow li amee moom lañ woowaat. mais loolu du yoon loolu moo am boobu tamit légalul de boobu. loolu moo am. boobu légal waaw. on a parlé aussi de préavis de grève que da ngeen ko waroon def te yéen seen kuréel gi am na ay intellectuel lii ngeen wax ni ku jàngul du ko wax yéen ay jàngkat ngeen. université ngeen jógee doon def formation. loolu ñu wax ni da ngeen waroon def préavis de grève avant ngeen de grève. am na wala am yéen ban gis-gis ngeen ci am. gis nga. waaw préavis est-ce que war ngeen a def déposer préavis. non c'est-à-dire est-ce que règlement yéen may na leen ngeen def préavis. mani règlement bindul fenn. que ni ñun dañu war a déposer préavis. voilà. gis nga Bécaye. ñun on a utilisé tous les voies de recours possibles. à nous pour waxtaan ak CNG. nos rapports annuels day dem. doléance nga suñu rapport hebdomadaire day dem. on a sollicité le CNG avant le démarrage de la saison. mise à niveau. Ils n'ont pas répondu. ñu dem insister une réunion bu xam ni ndem si yàlla ñoxor waaw mu ngi fi woon. ñu dem c'est au mois de novembre je pense comme novembre. waaw ouverture saison bi rek. waaw ñu dem jóge foofu bind envoyé mais Bécaye. gars yi faale wuñ leen. loolu lépp soo ko defee. en fait tontu wuñ la. te tontu buñ ñu tontu keroog ba ñu tajee. bu mu mooy mënuñu ko. c'est pas possible. mais man nag dinaa jël sama bakkan di ko tayle du ma ko def. du ma ko def. dëgg la yaakaar naa ne loolu Sitor wala. waaw ci préavis boobu laay préavis en fait xam nga comme ni ko Babacar waxee man maay représenté arbitre yi foofu au niveau du CNG. parce que man maay président CCA. bi ñu waxee suñu doléance terewul man xam naa ni muy demee chaque lundi dama koy tegaat ci table di ko wax chaque jour mais ma gis ne amul benn changement léegi bi mujj bi ma gisee ne ñi amuñu benn volonté changer li ñu bëgg si laa leen ne ñun dañuy dem grève man maa ko wax réunion bi ma ko waxee réunion Babacar Diouf le président de la commission règlement et discipline daal di ne Sitor je ne vous le conseille pas. ma ne ko dañuy dem. boobu lundi ngeen ko def lundi réunion. réunion lundi. waaw mais du lundi boobu nag du lundi boobu. avant la. léegi ma ne ko dañuy dem grève léegi bi mu ne je ne vous le conseille pas. ma ne ko nag dañuy dem grève. le président Alioune Sarr ne loolu nañ wax bi nañ ko tëj. léegi daal buñ ci àggee ku nekk na jël responsabilité. ngeen jël seeni responsable. voilà grève bi jeexagul kon fi ñu toll nii. non mënagul ak dimanche prochain du ngeen arbitré. mënagul bu dee réglé wuñ ko fii ak dimanche. waxtaan te dinañ ko réglé. waxtaan nañ suñu biir. waaw. parce que effectivement bi ma jógee réunion ba démb. bi ma jógee réunion démb waaw. dama ñëw waxaat gars yi li ma fa jëlee yëpp. bi ma leen waxee ñu tëbal ne ñun dañ ñu war a convoqué maanaam ci li ñu laaj. li ñu doon kaas kenn waxu ci. dañoo wax rek ne way ñii li ñu def dafa garaaw waruñu woon kii parce que mënoon nañ yàq làmbu jàmbur léegi daal dañ leen war a entendre. waaw maanaam ñun li ñu doon kaas yitteelu leen loolu lay niru. li ngeen def moo leen itte. waaw li ñu def moo leen kii comme ni ngay waxee préavis boobu. préavis boobu man jégalu naa ci xam nga lan moo tax. parce que ñëpp dañoo jël parole ne bi ñu demee comité élargi way mënoon nga ko wax à temps ñu préparer. mais ñun bi ñu toogee waxtaan dañu newoon ñun xam nañ ne bu ñu demee mouvement le vendredi bu ñu ko waxee le vendredi
CNG dinañu woo ñu waxtaan. loolu moo tax ñu bàyyi benn bunt. parce que mënoon nañ toog ba samedi wax ko. mënoon nañ toog ba samedi kenn du ñu gis stade ñu noppi. mais bëggoon def dara ku nekk def dara. moo taxoon ñu ne nañ leen ko annoncé parce que ñun mercredi la ñuy réunir si lañ jël décision jeudi ñu toog mûrir lépp ba mu ñor le vendredi ñu wax leen biñ leen ko waxee liñ ci teg mooy Sitor li nga wax ni est-ce que mun nga ko bind ma ne du mu bind. léegi lan moo tax bindu ma pour man dañ ñooy yàgg wax bind leen lu ma wax rek ñu ne nañ bind ma bind région la kii nee na ñu ne nañ bind région ñu ne ma na bind ñëpp bind ba léegi CNG mënuñu bind dara tontu amul benn réponse bu ñu jox par bind léegi ma waxaat dañuy grève ñu ne nañ bind ma ne nag bindu ma après ma ne si laa ne bindu ma waaw waay Babacar dafa am lu nga xam ni CNG bi fu ñu ko doon xaar ñëw fa le ministre wala ministère bi ba ñu yëgee nii dañ nekk en mouvement dañ ñu woo ministère oui le ministère le ministre waaw dañ ñu woo xam nga kooku yëg na la mais doon la gën a jekk président Alioune Sarr ak cër bu ñu ko jox yépp mu dégg ni rek coow am na mu war a bàyyi lépp wooñ ngeen wuy jiko waaw loolu mooy wuy jiko wax ak moom waaw lu jëfu kilifa la waaw mais tey il insiste pour wan ni bi ngeen teg ci sama table xooluma ko faalewuma leen man je déroule te nu may dérouler mooy samedi prochain dinaa woo ñaar si yéen xam nga yóbbu leen commission de discipline qu'il soit dans sa position. ñun ñu nekk suñu position. ngeen nekk si non loolu ñun làmb ji def ko seetaan. gars yi dinañ jóg mais xam ngeen Assane Fall CRG Thiès. waaw arbitre la wala du arbitre. non du arbitre. du arbitre Assane maa ngi lay nuyu ba yaa ngi ci jàmm. Alaaji Bakay maa ngi lay fay. Assane du yan kàddu nga bëgg a indi fii tey. waaw maa ngi leen di sant bu baax. di nuyu ñi ma gis ci plateau bi yëpp. waaw. li ko commencé ci Alaaji Bekay mi nga xam ne mooy def émission bi. waaw ak Alaaji Tafa ak Alaaji Papa Dieng moomu ak le président de la CCA mu Sitor. waaw ak tous ses collaborateurs. voilà. donc dama dégg léegi Malick Ngom wax loo xam ni. dama koy wax ni amul noonu. le CRG de Thiès n'a jamais radié Codeba. su gisee lettre bi nga xam ne moo ko radié nañu ko indil au CRG wala mu yóbbu ko feneen. donc loolu man mi nekk secrétaire permanent au CRG. man maa koy wax mu dégg ko. mu dégg ko voilà. beneen bi. waaw. la CCA. respecté wul CRA yi. ndax le président de la CRA bu Thiès. waaw mercredi il était mu ngi woon en réunion à Thiès. waxuñu benn yoon ni waa CCA ñu ngi am lu ñuy laaj. waxuñu benn yoon ni CCA dina am na lu mu dugal ci table CNG. à 13h30 la ma président CRA bi woon na ma dañuy dem mouvement. ma ne ko président li ngay def metti na de mu ne ma loolu la CCA wax dama ciy décider dama ci ànd ma ne ko mais yaa ngi gis maa ngi woon nag benn lamb bu ñu war a def mu ne ma loolu laay def. amul benn këyit boo xam ni CCA bind na ko CRA bu Thiès jox ko CRG bu Thiès. donc seen ñoom CCA boobu noonu. kon ñoom CCA bu Qatar la ñoom ñoo bind CNG tamit joxewu ko CRA bu Thiès tamit la ña fa nekk joxewu gi dara. ñoom loolu laa ci indi ci contribution boo xam ni dama koy mën di am. waaw ma ne. waaw mooy maanaam ñoom seen mouvement bi yéen yëgu leen ko. yëguñu dara yëguñu ci. léegi arbitre yi arbitre Thiès déglu ma laaj la léegi xaaral ma laaj la bi muy remercier. waaw noonu la remercier le président du CRG de Thiès. waaw d'accord à chaque année da leen di jàppale. mani waaw arbitre yi arbitré Thiès dimanche passé arbitre yu officiel la wala arbitre yu ngeen créé. arbitre officiel la code débat arbitre régional la. kon yéen bokku leen ci grève. c'est un policier. yéen bokku leen ci grève. am na ñu ci bokk am na ñu ci bokkul. am na ñu ci bokk am na ñu ci bokkul. ñi ci bokkul dañ ñi ñoom kenn du leen woo ay 13h naan leen dañoo am mouvement te mosuñu ko yëg. te yëguñu ko woon. merci Assane ñu ngi lay gërëm bu baax. merci beaucoup Bekay. merci ak kenn am nga loo ci wax wala. saa yi luñ ciy wax rek. waaw. mooy que gis nga ñu participé wu ci mouvement. waaw. ñun duñ leen jàppee ay défaillants.
parce que ñun kenn duñu jaxase. kenn duñu jaxase parce que on est des responsables. gis nga point de revendication yi. amul arbitre bu ci gisul boppam. amul arbitre bu nga xam ni tey mën nga gis rek benn point. nga ni lii bokkuma ci. muy benn. beneen bi mooy à Thiès. on les remercie. parce que taxawaayu Aboubacry Dramé. c'est à saluer. Aboubacry Dramé mooy Aboubacry Dramé dafa mel ni damel bu fa yaru bu fa yeewoo. damel bu fa yeewoo la Aboubacry taxawee foofu. donc ñun. seen wax ak ñoom Ngom ak ñoom Moustapha Ngom. ñoom may la majorité quoi. non c'est des arbitres qualifiés. des arbitres de niveau national. tey ñoo taxaw. te ñooñu bokk nañ ci mouvement bi. ñooñu bokk nañ ci mouvement bi. d'accord ils sont au courant de tout. dëgg la ñun xam nañ ses intentions. dëgg la dinañ ñëwaat léegi waaw 30 secondes Malick. waaw 30 secondes li may wax maa ngi nuyu Assane Fall au passage xam naa ne dafa mer xëy na moo tax muy waxee noonu muy wax nuyuwul c'est vrai dëgg la. pour ko de maa ngi koy jégalu bu fekkente ne li mu wax daf ko déranger mais li tax ñuy xeex malgré li si Tor expliqué yëpp. gala bi passé barki démb Luc Nicolaï. waaw fële Yékini tegoon à Mbour. ñu ngi tegoon 3 millions foofu. ci 3 millions yi ñu teg arbitre yi ñu ngi waroon am 210 000 ñoom 120 000 lañ leen jox na ci indi leeral moom Assane Fall. moom mii na ci indi leeral. 120 000 lañ jox arbitre yi te alors que 210 000 lañ waroon am. loolu mooy li ñuy xeex. nekkul pour ñun Dakar parce que dañ koy respecté. mais à Thiès respecté wuñ ko. et boobu garaaw naa mais parce que yëpp bu ma leen naree topp dafay doy waar. bon mais oui parce que yëpp dafa doy waar. dafa doy waar léegi ñu xool lutte simple après ñu xool lutte simple te dellu si waat waa lutte simple mais du ma mën a jël téléphone waay nee ko 30 secondes wala 1 minute voilà Aliou Ndour nuyu naa la bu baax Aliou. Bécaye maa ngi lay gërëm bu baax. Aliou vite fait temps bi daf nu xaw a. waaw man maay chargé de communication de l'amicale des amateurs de lutte sans frappe. dama bëgg a expliquer juste par rapport aux arbitres. waaw vite waaw donc li ma si mën a wax mooy. waaw. ñii avant ñuy grève ça fait 1 an man may gën dans la presse. waaw. allo. waaw yow rek la ñuy déglu. allo. waaw ma ne Bécaye. waaw. waaw dama ne. depuis 1 an. waaw. depuis 1 an man maa ngi wax si. Maaw yéen ñi ne foofu xanaa waa ji da ngeen koy xaw a perturbé waa ji di wax wala déggu leen. ma ne. waaw vas-y waaw. depuis 1 an man maa ngi wax si arbitre yi seen condition. waaw. kenn oyuma kenn faalewuma. waaw. parce que man dama jàpp ne. waaw. arbitre yi dañoo bokk si làmb. bu baax sax. te kenn respecté wu leen parce que CNG respecté wu leen sax laa war a CNG respecté wu mooy dañ leen teg ci condition yoo xam ne c'est pas du tout normal ma jox la exemple. waaw benn. au niveau de l'arène Adrien Senghor. waaw. mbëri dañ leen di fayloo 1000 francs. waaw. inscription yi mbëri di kii exemple 64 lutteurs. muy 64 000. lan mooy ngay CNG di jël 32 000 francs pour lan moo tax CNG di jël 32 000 francs yooyu. lu muy doyee 32 yi defal kay. CNG waruñ fa jël dara promoteur la ñu jox 32 000 yeneen 32 000 nañ ko jox arbitre mais pourquoi CNG di jël 32 000. doy na waar mais attends 32 000 yooyu CNG day fekk nga fay ko frais d'organisation ba pare. da ngay fay frais d'organisation ba pare. mais 32 000 yi du ci la ñuy fay arbitre yi wala. non. fay ci arbitre. fayuñu ci arbitre. non en plus de cela. waaw xam nga tey jii Bécaye. waaw. li gën a rafet mooy arbitre suñ jógee di ñaxtu. waaw. tëbuñ rek def ko. déedéet. artu nañ artuwaat. waaw. suñ demee ba jël décision ne dañuy grève tey jii li gën a rafet mooy CNG na leen woo ci table de négociation. waaw ñu toog waxtaan. waaw loolu moo daan am mais pas ñu leen di menacer naan prenez vos responsabilités. ñoom CNG jëluñ seen responsabilité booy jëloon nañu seen responsabilité qu'on se dise la vérité. jërëjëf ñu ngi lay gërëm Alioune temps bi moo nu dab vraiment kontaan nañu. li nga jot a wax rek am na solo yaakaar naa ne Moustapha. vraiment détail lamb mu ngi bëgg a yàgg. mu ngi bëgg a yàgg. mu ngi bëgg a doy waar c'est-à-dire longévité CNG ci lamb gi rek moo indi lii parce que dañu sës
c'est-à-dire mënuñu avancer làmb ji donc finalement dañ koy reculer rek ça c'est clair. donc maintenant làmb jaa ngi dund ay jafe-jafe. si rajoute arbitre yi bëgg a grève. si rajoute barke de mondial promoteurs yi donc fu nekk rek ma ngay yëngatu. mais je pense que c'est le moment bi jot na quand même pour ñu jox la place aux jeunes. ñii arbitre ay jeunes lañu. ils seront dinañ mën a communiquer ak d'autres jeunes qui vont venir gérer la lutte. ça c'est clair. waaw loolu. waaw finalement dans 1 an dans 2 ans lamb dafay dund lu metti mais moom mooy su CNG jógee 3 ans yi ki topp galère lay doon plus 1 an bi muy 4 ans. waaye mais loolu nag waruñu ko nangul suñu doom yi war a bëri ji lamb dafa war di continuer di neex di continuer dem yoonam waruñu toll fii ci lamb. parce que CNG a fait autant d'années 27 ans ou 26 ans. dëgg la c'est pas possible. c'est pas possible ci illégalité lañ nekk. quand même nañ ko wax rek dee. 26 ans nga géré mais da nga illégal ba fas nag léegi ngay illégal encore en plus ci arbitre ay mbër ñi arbitre mbër yi waruñu ne arbitre. waruñu ne arbitre qualifié Moustapha jërëjëf. Bakaay may màggali si teewoon mbir mi. arbitre international la. waaye barke dégg nga xam ne Algérie la jógee championnat d'Afrique. waaw dafay dem di arbitre gi Jeux olympiques haut niveau di arbitre gi ay championnat du monde. moom moo toog fi nag def face ak CNG bi. pour li nga xamante ne dëgg la. te amu ci intérêt moom nga seet. non. mouvement d'ensemble pour làmb baax. donc làmb fépp yàqu fépp bon dañ ko war a defaraat. dañ ko war a defaraat benn question balaa ñoo dem ci publicité Modou Lo Eumeu Sène yow yaa ko arbitré da ngaa joxoon mbër yi 7 avertissement avant ñuy dugg ci géew. ba loolu. waaw. yow da nga sauver combat bi il paraît. non wax leen pour mooy. effectivement loolu loolu biñ ci demee. parce que dafa am loo xam ne ci règlement bi la woon. waaw. parce que boo defee def nañ faute yoo xam ne. ñoom defante nañ faute yoo xam ne. avant ñuy bëre bu dee dañ ko joxe combat du am. combat yu bëri boo xoolee Gris Bordeaux Balla Gaye. kon du boobu kese. du boobu Gris Bordeaux Balla Gaye la ñu sottante galaaj nga koy compter jet d'objet ñu koy tere. waaw ku nekk bu amoon te 5 avertissement la combat bi yem. waaw bi ñuy siffler dañ leen ne xam na am na ñu bëri ñu ci doon poser question. waaw dañ leen ne ku nekk ci yéen faute yi mu def bu ñu leen sanctionné combat du am. mais dinañ ko bind fële ci kayit ya. bu ngeen demee fay ko loolu ñoom administration ba la. dinañ ko bind fële ci kayit ba mais duñ leen ko matérialiser fii ñoom ñëpp ñu d'accord ci. mais est-ce que arbitre am na fitu ñëw woo leen ba nu ñëw mën a tas na xam. loolu de. loolu nag moo tax loolu la ñuy sauver. loolu ngeen di sauver voilà. loolu la quoi ba mu mel ni bàyyi ma njoon xoyantaan ngeen doon éviter keroog Modou Lo ak Eumeu Sène ñu xool publicité Bisik sunu partenaire ñu gërëm leen nuyu leen encore une fois di leen ñaanal jàmm xam naa ne jigéeni Bisik yi ñu ngi préparé bu baax 8 mars ñu ngi leen ciy ndokkeel ñun ak yéen la te bis boo xamante ni jigéeni monde bi yëpp ñu ngi leen ci ndokkeel di ci ndokkeel jigéenu Sénégal di ci ndokkeel jëwrin gi ñu dénk wàllu jigéen ñi Ndeye Saly Diop Dieng kon ñu ngi leen ci ndokkeel ci moom la ñuy teg sunu nuyoo ci ñëpp bépp jigéen ñu leen di ñaanal bu dimanche mu doon bis boo xam ne fête la coronavirus war a bañ a am Sénégal nit ñi dund à l'aise maawa ñu xool publicité waaye bul fàtte l'écran sunu meew. Chez nous en Afrique, les conseils de nos aînés sont sacrés. Mon père m'a toujours dit qu'un seul bracelet ne teinte pas. Mon oncle me disait souvent que seules 2 mains se lavent parfaitement. En grandissant, j'ai compris le sens de ces paroles. Dans la vie, on n'avance jamais seul. On a tous besoin de soutien. Le soutien que je cherchais, je l'ai trouvé à Bisik Sénégal. Voilà déjà 15 ans que nous avançons ensemble. 15 ans, notre rêve, vous voir grandir. Bisik Sénégal, une vision, un instrument. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. jërëjëf xam naa Moustapha Gueye mooy ñëw léegi ci jëll bi ndaxte jëll bi il faut ñu ñëw ci booy Dakar ak Tigo sama xarit
xaritu yaayam moom tamit mu bëre foofu ci arène nationale ñu bëree ñu woote bëgg a participer ci émission mais dafa am yu ne bañ dañuy moytu ñoo xamante ni dañuy yàq suñu débat quoi mais am na ñuy woote am na ay mbërëg ñu bëri ñu ngi woote pour bëgg a dugg ci biir émission bi mais lii daf di loo xam ne lu sérieux la lu ñëpp war a jàpp parce que ñi ngi ñaan CNG ñii dimanche balaa dimanche na juboo am le ministre Makhtar Ba yow la ñuy interpellé yow yaay ministre bi yow la ñu dénk sport bi. non dëgg taxaw. yaakaar naa ne dinañ ci taxaw dégg ndax dégg na leen wax bi wax ji amee woo nga leen waxtaan nga ak ñoom yebal nga leen say ndaw nanu waxtaan ak ñoom président Alioune Sarr ak yéen ay mag ak rakk ngeen yàgg ngeen yaakaar naa ne ak waa CNG bi yëpp bu ngeen toogee waxtaan lamb bi dina am solo léegi Moustapha Gueye ñu ñëw ci jël bi Boy Dakar Tigo xaritu yaay. mbokk téléspectateurs yi Boy Dakar seen wàllu ndeyjoor jiital tànk ndeyjooram mel ni côté bi moo gën a baax si yow. côté bi dana jub woon mais Papa Dieng moom mii Papa Dieng affaire am baax na. Bécaye ki sama sens dañ ko doon gêné sama sens la. macha allah ñu ngi indi côté bu ne bon dinaa ko jàppante. maa ngi gis yëpp. Tigo xaritu yaayam le Manjaak bi bëgg sëñ Fallou nee na écurie Pikine ñoo taxaw jàkkaarloo Bécaye nag combat bi dañ koo teewee ba pare ca làmb ja ba pare ñëw teewee ko fii ñu dem combat bu gudd bu neex. passionnant ñaari mbir yi di bëri vraiment doon ay technicien mais guddoon na nag yàggoon na quand même def nañu benn mi-temps de 15 minutes revenir alors Tigo xaritu yaayam jàkkaarloog yéen gi dal tànk càmmoñam Boy Dakar di ko topp avertissement à droite avertissement à gauche alors le technicien jël na ko ànd naag moom lii day wane ñaari xale ay mbërëntaan lañu xool ma lii Tigo man yaakaar naa ne daan na foofu jàpp ngemb jàppul ngemb slip la jàpp yoo dante gañoo gars yi lii mooy lijjanti la situation ku nekk lijjanti jàpp gañoo xëcc lijjanti empêché système défensif offensif tàggaliko mais loolu du jël. déedéet dafa raam dem jëli. ramassement d'une jambe. 2 jambes. une deuxième fois alors gis ngeen ni ñaari xale ñu ngi bëre fii jarul sax ñuy taxaw di polémique dañu ne bàyyi ngeen xool ko rek ñu accompagner leen. Tigo xaritu yaayam Boy Dakar. Boy Dakar moo sol ngam lu vert li. moo sol ngam lu vert li moo gën a décidé nag quand même booy xoolaat moo bëri bi waaw. moo gënoon a déterminant voilà xool expérience xool direct gauche mu xool ko wàcc coppet tànk bi mbokk téléspectateurs yi nag fii waaw wax daf fi am de coppet tànk xoolal ma tànk ba xool leen gars yi kal mu bañ ndaa ma yëgul njool kal mu bañ c'est pas possible kal aha du may sax guddal naan bàyyi ngeen xool ko seen bopp alors voilà mbokk téléspectateur nag li mu mel ni kon. Tigo xaritu def na 4 appuis 2 fois donc na mbokk yi waaw gaa yi nag ginnaaw bi nga xamante ne làmb ji gis nga ci réseaux sociaux yi. gis yéen télévision yi àndandoo yi nga xamante ne nga ne Tigo xaritu yaayam dañu contesté ne amul 4 appuis. c'est vrai que dafay gaaw appui dafay gaaw mais lii nag wax dëgg yàlla. leer na nañ loxo ndeyjoor Tigo xaritu yaayam mi ngi ci suuf. càmmoñ ba mi ngi ci suuf ndajoor mi ngi ci suuf càmmoñ mi ngi ci suuf donc nag kon boog ngeen gis ne kon mbokk yi lii lu leer naa ngi la kenn du ko jeex 4 appuis yu leer naa ngi la ba pare waa gi téye ko si gi xool arbitre bi mu jox ko victoire mu pare ci coppe tànk Tigo xaritu yaayam accepté tànk bi bañul jéemul rëcc jouer le jeu adversaire bi nag langaamu ki dee ci penalty la lii de tànk ko jàpp doo ko bàyyi mukk c'est énorme xool ndànk bi jógee carrément ci kaw. mais Tigo ngi bañ mi ngi bañ bien sûr. dañu la sonn. benn 4 appuis ñaari 4 appuis. mbokk téléspectateurs yi. waaye nii nag la ki nga xamante ne moom mooy Boy Dakar daana kii di Tigo xaritu yaayam ci arène nationale jël bu set wecc bu amul benn werante. jërëjëf Moustapha mbokk yi kon sunu expert ci wàllu làmb gis ngeen ko won na leen combat bi Tigo ñu encouragé la. si dañ lay encouragé parce que xam nañ la xale bu am jom nga xale bu bëgg bëre nga mën nga bëre mais bisu défaite day am ci làmb Boy Dakar Boy Grand Dakar Boy ñaari tali la Boy bu. mais Bécaye ci wax Tigo aussi ne ko. quand même ki mu doon bëreel moom moo ko ëpp laf.
moom Tigo moo ëpp taxawaay. moom Tigo physiquement mu gënoon a baax boo ko xalaatee. donc nag le effort bi waay def bi Boy Dakar di imposer rythme mu bëre. moom su ko defoon xëy na moom mooy am gain de cause ci parce que moo gën a sut mu ëpp te il était bien prêt pour def. donc nag Tigo la prochaine fois. dirige combat à ta façon bu nangu kenn bëri sa kaw. bëri xëccoo la bëri njëkkante la. ku njëkk daan bu la kenn njëkk dóor bu la kenn njëkk song. Alaaji yaakaar naa ne loolu leer na léegi dañuy ñëw dafa am combat yoo xam ne daf fay taxaw bon booy Guet Ndar dinañ ñëw ci moom léegi mais Ouzin production mais avant Ouzin production maawo lii ma sol nii xanaa neexul la na yow tamit xanaa lii ma sol neexul la jong ba tey ji mooy jaar fii jong et puis bu gudd la travaux communaux nga koy travaux communaux ba tey waaw travaux communaux ba tey ñoom ca Fass Ouzin Couture si kër Sëñ Touba Xaadim Rasoul di ko xale bu mën a ñëw xale bu set li muy ñaw loxo bay set ñuy nuyu nag Ouzin production Ouzin nuyu nañ la maa ngi lay fay El Hadj Bekay di nuyu suma papa Dieng di nuyu grand champion Moustapha Gueye di nuyu suñu mbokk arbitre yi nga xam te ne ñoo fi nekk di teg nuyoo bi ci Sitor Ndour ak Babacar di wax ni Ouzin production li ko fi tax a ñëw nii mooy 300 lutteurs bi nga xamante ni. moom nga wax léegi. 300 lutteurs nag nekkul ni dañuy jël 300 lutteurs yëpp ci benn tàkkusaan. parce que ñun dañu ñëw pour xool naka nañuy def pour jàppale. petite catégorie bu ndaw bi nga xamante ni amuñu sens di bëre ci làmb ji. ci loolu noonu. mais combat bi couverture maladie universelle ñoom ñoo la ci taxaw. ñoom ñoo ma ci taxaw. ñoo la ci jàppale. waaw dinaa ñëw foofu ci kii bi. parce que li tax ñu jël 300 lutteurs mooy dañu seetlu. écrit yu ñu dem. 5% sax du ñu bëree. comme 5. et Maawo baal ma Maawo waxal waa direction ñu may nu 10 minutes rek 10 laa leen ñaan nan mu may 10 rek. bu ma may 5 may ma 10 alaaji. dañu seetlu écrit yi lu mat 5% sax duñ ci bëree. te ñi ci gën a ñàkk sens mooy lutteur yi ma petite catégorie bi. waaw ci ñoo leen jël pour defal leen tournoi 300 lutteurs bu ñu waxee tournoi 300 lutteurs nag dañu ko bëgg a def ci li nga xamante ni mooy 9 journées. Première journée yi 5 journées nañ ko bëgg a def ko ci 4 départements yi. 4 départements yi journée bu ci nekk dinañ bëgg a jël 30 combats muy 60 lutteurs. muy 60 lutteurs bu ñu jëlee 5 journées 300 yi dinañ bëre ñu préparé waat deuxième kon 300 yëpp du ci benn jour bi. du ci benn jour dañ leen di tas. waaw loolu nag bu ñu ko defee vraiment dañoo dem. seeti ñi nga xamante ni mooy waa union régionale de mutuelle de santé. parce que làmb ji comme ni ñu ko waxee poche bu ci nekk boo xoolee dafa xaw am ay problème feebar faju dafa jafe ci làmb. dañuy toog di seetaan ay mbër yoo xam dañuy am tolof ñu leen di ketal ñun ñu toog xalaat nekk ay ndaw ñu ne war nañoo mën a xool naka nañuy def ba indi couverture maladie universelle ci làmb ji ba mbër bu yaramam sutatee mu mën a faju ci njëg yomb. looloo tax ñu demoon seeti waa union régionale de mutuelle de santé contacté ki ñuy wax mooy Moustapha Mbengue bi ñu ko contacté. mu accordé ñu li nga xamante ni li ñu war a accompagner ci tournoi bi loolu moo indi li nga xamante ni mooy suñu diggante ak waa union régionale de mutuelle de santé ñuy wax CMU. ci biir tournoi bi nag dañu bëgg a fexe ba nga xamante ni dañuy enrôler lu mat 1500 mbër yoo xam dañuy am carte CMU. parce que ñun loolu mooy suñu objectif. fexe ba mbër yi nga xamante ni ñi ngi ci écurie yi ci làmb ji mbër yooyu mën a bëre. bu ñu feebaree faju ku feebar faju lu jafe ci làmb ji la. lu jafe ci làmb ji. voilà di woo ñëpp nag ñi nga xamante ni ñi ngi ci làmb ji. di leen invité le 7 mooy démarrage bi. muy le 7 mars bii nii mu nekk war a nekk arène nationale. couverture bi nag ñu def ko lutte avec frappe. ci nañ tëgg Madji ak Angleterre. toftal ci lu mat 9 combats yoo xam te ne muy 10 combats le 7 mars bii nii. le 7 mars le 7. samedi la kon. samedi incha allah. samedi bii di wax ni ñu def ci li nga xamante ne mooy combat spécial boo xamante ni ki nga xamante ne mooy brise 2 ak ki nga xam mooy Thiandoum 2 def ko drapeau ministre de la jeunesse. grand combat bi nag waa union régionale de mutuelle de santé ñoom nañ ko parrainé. parce que ñoom dañu war a ñëw mais sa date yëpp yan date nga am. waaw bu ñu jógee le 7 dañuy présenter 300 lutteurs yi nga xamante ni moom lañ jël ci écurie yi. dañuy ñëw ci arène bi. waaw ñu war ko démarrer le 21 arène nationale. waaw war a jógee le 21 démarrer le 18 avril Bargny. parce que ci 4 départements waaw parce que tournoi bi ci tournoi régional la 4 départements yëpp nañ bëgg a tëgg tournoi bi. muy Dakar Bargny Guédiawaye Pikine foofu 4 départements yooyu yëpp dinañ fa dem journée def fa li nga xamante ne mooy tournoi bi loolu nag bu ñu ko defee ñu tuddee li nga xamante ne mooy ministre de la jeunesse muy Néné Fatoumata Tall pare ne ko li nga xamante ne mooy tournoi bi nga xamante ne mooy 300 lutteurs yi di ko ci xaar bu baax ci li mu war a accompagner li nga xamante ni mooy tournoi bi parce que tournoi de la jeunesse lañ ko tuddee
di ci woo nag ñi nga xamante ni mooy ministre des sports Bamba Faye ngeen ko bindal kii Ousin production la tudd Ousseynou Gueye la tudd bàyyi leen yi ngeen di def doom bàyyi la di ci woo ki nga xamante ni mooy ministre des sports muy Matar Ba vraiment dem nañ fa mu rafetlu li nga xamante ni mooy innovation bi ñu indi ci làmb ko ci sant bu baax di ci woo nag ñi nga xamante ni parce que lu mel ni buñ ko organiser am ñoo xamante ni dañu nekk suñu ginnaaw vraiment dañ leen di remercier ci télé bi mais Bécaye télé bi muy TFM bi du ma fi toog te du ma remercier suma grand Lamine Samba parce que tey fii sama premier invité fii moom fi invité woon kon maa ngi koy remercier bu baax waaye nag autorités yi nga xamante ne ñoo nekkal fi ma dëkk dinaa leen remercier ci accompagne bi ñu ma bëgg a def ci tournoi bi parce que tournoi 300 lutteurs organiser ko yombul ku mel ni Lat Diop vraiment moom amuñu fayam nee na Fatmata Tall tudd naa ko léegi nii ak ki nga xamante ne mooy premier magistrat muy Aliou Sall ñu ngi koy xaar ci li nga xamante ni mooy tournoi bi ñu war a def vraiment di ñaan tamit diggante arbitre yi ak CNG balaay samedi lépp daal di jubóo sinon sa arbitre ay clandestin ñoo koy arbitré waaw sa combat sax sama combat yi vraiment bëgg naa équipe yi nii ñëw di nuyu ki nga xamante ni mooy Mathieu yàgg nañu xamante vraiment yàgg na mu arbitrer ay combat simple fële ca Parcelles Assainies kon loolu vraiment maa ngi leen ci sant bu baax merci beaucoup jërëjëf Ousin ñu lay gërëm bu baax Lamine Samba moomu nga tudd Lamine dama lay weeje fii ci scène bi léegi boo waxee pipe rek ma wax li ngay xewle ak li ngay waaj waaye dama laa bañ a weer moo tax may bàyyi noonu mais ñi ngi lay nuyu Ousin moo ko fàtt ma bàyyi noonu parce que bu ma ko waxee sax xëy na nga def ko dóor du ma ko nangu ma bañ Boy Guet Ndar nuyu naa la Boy Guet Ndar man 22h ak 2h du benn man 22h laay ñëw sportif la mi ngi gëmën waaye sportif ga yaa ngi ne la Boy Guet Ndar mi ngi organiser le 14 mars combat bi booy stade Mawade Wade le grand Mawade sa xarit sama xarit bi lay maa ko suul Caaka xaaral tuuti ñu wax la kan mooy maa ko suul Caaka Ndiaye sportif bu mag a mag entraîneur bu mag a mag a mag boo xam ni bi football bi demee ba càng moom la ñuy jëli saa yu cangee moom la ñuy jëli dëgg la ndax xam-xam bi mu am ak xel bi mu am ak ni mu la koy jàngalee ba mu dugg sa nopp dugg sa xel ba boo ko defee ñu xam ni kii moo la ko jàngal kooku mooy Mawade Wade keroog bi ma gisee président de la République di inauguré di teg pose première pierre sama xel dafa dem ci Mawade Wade parce que dafa ñëw ni mi ngi jógee Marakaana la tudd. Marakaña. moom noonu la koy wax noonu la ko Marakaña. di ko ni mu koy waxee. mu ne tant que amuñu infrastructure yu toll noonu. pour ñu gagner dara day jafe. moo tax vraiment ñu remercier si le président de la République. ci loolu mu def di remercier comité olympique. ndaxte boxe bi fi amoon qualification yi. y a 239 boxeurs yu qualifiés war a dem. benn Sénégalais bokk ci. kooku il faut ñu jox carton jaune. fédération sénégalaise de boxe mais ñu ngi remercier comité olympique bi ko organisé. liggéey bi rafet na. Algérie moo jël paie am na 8 combattants yoo xam dañuy dem. te du yoon lu mel noonu ñu def ko fii mais loolu xamal la waajalul leen. mënoo jël fédération waajaloo leen ba pare bëgg ñu gagné. mënta ne na ñuy waajal xale yi et puis ñu ngi waajal comme jeux olympiques. 2022 léegi la ñu war a waajal. moins de 18 ans. moins de 18 ans. moins de 18 ans amuñu ko. amuñu ko dañ koy wuti. mais nañ leen waaj sinon. ñi am 18 ans ñëpp ay ñëw fii ñu jël daal ñi am 18 ans béykat doxal ci sport dafa raar jafe na. jafe na surtout sport de combat. waaye donc comme moins de 18 ans la donc liggéey bi léegi la. léegi la. parce que 200 c'est tout de suite. excellent matatu ko sax déjà. man matatu ko. j'ai un ami boo xamante ne béykat dañoo bokkoon def Jeux olympiques def championnat du monde def championnat d'Afrique actuellement mooy le patron de la lutte marocaine. Récemment rek au mois de décembre mi naan ma on prépare le Sénégal on va tout prendre. waaye dégg loolu. mais comment vous allez tout prendre mu ne actuellement là dans 3 jours on sera en Bulgarie di m'expliquer ñoom ñu ngi commencé tournée yi ñu ngi def ay tournée pour mën a préparer les Jeux olympiques yi nga xamante ne moo xaw Sénégal parce que ñooñu ci lañ yaakaar pour redorer blason Maroc c'était des bons lutteurs olympiques. waaye il y avait beaucoup de champions yoo xam ne ay champions d'Afrique la ñu woon. les Marocains actuellement commencé nañ ci base bi. ci base bi surtout moom rek on a misé encore sur les filles. les filles aussi nous sommes en train vraiment de mettre le paquet sur eux ñun nag Sénégal am nañu lépp bërikat yi fi dàq bëri Sénégal lañ nekk nga dem Thiès gi ñu waxoon léegi ay milliers de lutteurs a ngi fi yu am lu ñu am lu yées 18 ans. nañ leen moment bii dañ leen di jël mi na leen tapis yi mi na leen dàll yi ñu comprendre lan mooy olympique. waaw jërëjëf nan leen waajal kon léegi balaa ñoo jox Boy Guet Ndar le 14 mars la ci la combat bi grand combat bi drapeau. Lerumar Boy Hydrobase bu Caaroy mooy bëri ak Bleu 2 bu écurie Louga
deuxième combat spécial Eva Tra bu TFM non kooku sunu drapeau la kooku drapeau TFM la bébé Modou Lo moo koy bëree ak Boy Gounass deuxième combat spécial drapeau Mamadou Faye Cheikh Cheikh bu Guet Ndar ak John Sina ci yàlla nu ne la ni binde waaw beneen John Sina la Diofior dina fa bëri ak Edouard Boy Sarr ak Aliou bu lan alias bu Ronaldo ak Omar 2 Mampakala ak laax bon laax ba pare naan ma laax booy Guet Ndar yow bari nga Boy Guet Ndar foofu ak Alioune bu Guet Ndar Boy Guet Ndar mi ngi micro Boy Guet Ndar ayca bisimilah lu nga wax ci lan la. jërëjëf ak Ndiaye gannaaw ma sant yàlla julli sant sama ñaari waajur. maa ngi nuyu Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou. di nuyu bu baax a baax. di nuyu waa Ndar yëpp. di nuyu monsieur le maire Mansour Faye maa ngi koy nuyu bu baax. di nuyu waa Guet Ndar bu baax a baax. li commencé sol bay torobaas maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu waa Yarax aussi. di nuyu borom kër gi. Boy Guet Ndar nuyoo bi daf ñuy tardé. jàpp si rek as. non dan lay dagg xam naa. waaw dëgg la as man heure waroon fekk Ndar ma am tudd ma leeral rek. parce que da nga ni ma bu la convoqué 22h. non waaw te ma as damay leeral tuuti as. di as damay dindi tuuma rek. waaw vas-y. yow bu ma la wooyee yaa ngi xéwalu nga waxoon ne ma 22h man dégg ma 22h bi 2h laa dégg c'est sérieux. maanaam bu yeneen 22h. li mujj laa dégg dégg ma du jëkkali. loolu la mën demee. man naa sa lamb bu mag bu tey Ndar personne bu nekk si man. ma bàyyi ma 11h 10h may ñëw 2h. perte sama temps lu kenn nekk de. c'est sama xarit mi loolu kenn ko def. waaw léegi bëri naa bàyyi kenn ma dëgg. kii arrêté moom la arbitre. waaw léegi lamb ji loo ci wax. lamb ji la 14 mars la. grand combat drapeau Laroumar di kenn sëñ Fallou Laroumar bu Cheikh Tidiane Gagne. waaw. booy Isro Bass ak Bala Dóobu Louga. waaw non mooy grand mooy parrain bi. waay kat. béykat yi man amoo parrain. waaw parrain ñoom amoo sponsor. parrain ñoom ay jàppale. ñi lay jàppale ba nga tudd leen. dëgg la. ñoom sama la ma Ndar. waaw. métti lool kese may fay Ndar. combat spécial. moo la gaa yi fay grand combat Iba Mar. waaw. barke alxuraan mbir yaa ngi may dégg. mbir yaa ngi may dégg fayoo ma kese ndaw de. dëgg la non fayoo yu ndaw et puis yow sa lamb dafa neex. ñoom sama stade Maodo Wade ma ngay wax maa fa dëgg lamb. ñu tuddee stade Maodo Wade maa fa dëgg lamb bëri dóor. dëgg la. drapeau Mari Jaw ñaan si nga ñëwoon yow. waaw. du dëgg loolu laa doon loolu laa si di nuyu éventaire bu baax di nuyu bërëm këram Pape Mokhtar Diagne Laroumar. di gërëm moom bu fari Cheikh di si jàpp bu baax a baax. di nuyu nag béykat yi kuy dóor man kuy saaga. dama laa jox mooy kan. mooy kan. borom kër gi. kan Youssou. nu laa ko tuddee. waaw. day liggéey rek moo tax mu dem ñëpp. dëgg la boole nga ko ci drapeau bi. boole ma ko si. ci làmb ji. xaj moom moo ma tudd nga nii mooy yow Youssou mooy première. waaw moom jaanaka demi ndar la non Youssou ndar na bi mu woyee kenn woyee Mbamba Samba Diop ndar ba yàgg. waaw yàgg na mooy premier woyam. waaw gis nga. moo taxoon ma ne ko yaa nu yóbbu woon ndar. voilà mais as dama leer ma tuuti rek. waaw si tóor mi ku baax la. barke alxuraan non c'est sérieux xam nga ku baax la. yow waxal ci sa lamb bi. non ak même pas attends au moins Seydina ila ma lim na. nit ku nekk li nga xam si moom ngay seeti si moom. waaw dëgg la ma gis si moom dal ak ful ak fayda. kon maa ngi ñaan président Alioune Sarr lii mu relégué léegi si teel parce que man dama organisé la 14 ans te foog la ma jàmm. foog la ma jàmm. waaye nuyu ma ko méngé bu baax président TNT ñu jàpp bu baax a baax di gërëmaat encore une fois béykat yi waa Ndar bu baax. surtout waa Guet Ndar. duñu sàcc duñu tiraande duñu jël lu moomul. bañkat la ñàkk a dundee. bañkat liggéey jaamu yàlla. waaw loolu am na télé. maa ngi nuyu dëkk ba am ngi Sénégal rek dama gën a maa ko di gaan dooleem. dëgg la loolu la amul message bu may jàlle. di ko naan yow trop di leen nuyu di nuyu Père Tafa Gueye borom ba moos ñu dégg. alaay Papa Dieng maa lay nuyu. waaw copain nu Ndiaye di nuyu grand bi moom dañu nuroo sax. non moom même style ah. même style kan Babacar. waaw dañu nuroo même style. yow ak moom. waaw mais as. non wax na dëgg. mais as du moom moo la gën a kii ah. non moo gën a xees tuuti rek mais même style la quoi. ñoo nuroo noiro bi. non moom moo la gën a xees. mais as li may tëjee. ndox bi tefes gee la lakk. mais as mais ma tëj ba bala ngay kii. waaw tëjee waaw li may tëj mooy woo Ndar encore une fois. du woowoon nga leen. waaw damay woowaat ba ñu say mbokk béy doo leen gën ndox. béykat doo leen gën ndox. maa ngi woo bu baax benn Moussa Gueye. ñu ñëw jàpp si Mari Taw Ñaak maa ngi koy woo. Bamba Dieye ama dégg kii lu mu tudd Alimata Cissé képp ku tudd Ndar maa la am na ñoo tudd laa xanaa da nga leen a xaw da ngaa xuloo ak ñoom. mais Abdoulaye Gueye Fall Braya. non am na ñoo tudd maa ngi woo Bamba Dieye maa ngi woo ñëpp. monsieur le maire la monsieur le maire moom mooy éviter bi. ah maire bi lan la da ngay am problème. Mansour Fall Mansour Faye mooy monsieur le mooy éviter bi. ah monsieur Mansour. ah d'accord. mi ngi ci biir ah Mansour Faye. ah oui Mansour Faye ngi ci biir mooy éviter bi. mooy invité d'honneur. d'accord Boy Guet Ndar ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant. man de maa la gërëm di la sant. waaw yow sama xarit la. loolu yàlla dogal. bi ngay yokku naan 11e combat Modou Lo
Onzième combat Modou Lo. waaw jërëjëf. toogal bul jóg toogal. léegi dañuy waaj jërëjëf Boy Guenta. dañuy waaj li nu mayoon ci minute yi mi ngi waaj a jeex. des na 5 minutes. Baab kay solution la ñuy wax en 5 minutes solution. lan mooy solution bi war a mën a am pour arbitre yi delluwaat ak CNG à de meilleurs sentiments lan nga yaakaar. la solution mooy ñu régler plateforme bi. waaw tous les points ñu régler ko. tout Bécaye. et bon rappelez-moi 97 2020. ñaata année la. dafa plus de 20 ans. 20 ëpp na ko waaw 20 ans 23 ans. Bécaye. mais si toor maa ngi moom kon yéen maa ngi leen a duggandoo ci làmb ji mais ñoo duggandoo moo tax ñu nekk ay copains. waaw loolu te ñu nekk ay copains. xam nga c'est vrai. waaw académie Italie. Daara ci dëkk Caaroy. Daara Gueye waaye c'est vrai. waa kat points yëpp ngeen bëgg ñu rek la. donc loolu la quoi. nous continuons nag toujours. xam nga de garder des rapports civiques. mais quand même ubbi ngeen bunt yi. non ubbi nañu bunt yi. ubbi nañu bunt yi parce que ñun ay sportif lañu. sportif moomul yenn yi. xam nga sportif du mer. déedéet. Bécaye pourquoi seen émission bi neex. parce que soo ñëwee Papa Dieng wax. Bécaye wax Moustapha Gueye wax. tu sens de l'émotion. ci seen i kàddu. dafay am lu ñuy dund la. waaw ku ci nekk dans sa spécialité. yaa ngi dégager des émotions. yuy captiver vraiment nit ñi. dëgg la donc ay sportif ngeen. ñun ay sportif lañu. Alioune Sarr ak toute l'équipe du CNG. amuñu ñoom xaar ma yàlla. déedéet. suñuy nijaay lañu suñuy papa lañu. suñuy mag lañu. xam nga ñoo yàgg di ànd. leur bilan qu'il soit positif ou négatif. ñun dañ ci bokk. donc il est temps développement de la lutte boobu ñuy wax. parti bu ci angle bu ci arbitre yi gis. te yàgg ko doxee. ñu fekk si leen si. si toor. waaw man fi mu jeexalee rek laay tàmbale mooy. xoolal réalisateur mi ngi may sa benn copain woote na ko ak Gris Bordeaux. waaw maa wa tooñkat la fi Babacar jeexalee laay tàmbale maanaam ñun. bu ñu fi nekkee ak CNG amul benn animosité parce que déjà man si laa bokk. loolu il faut ñu xam. souvent nag dañ may naan woy nga bokk fenn ba pare si branche bi nga toog nga koy siyee. non mais encore une fois dama bokk ci ñaari entité dama jiite arbitre yi. toog muñaat vraiment gis lu ma naqari ma wax ko te wax naa leen benn affaire bu am solo dama leen ne man du ma wax dara ci biti te waxuma ko ci réunion bi. amul dara lu ma wax ci biti te waxuma ko ci réunion. dama koy wax ci réunion bi. suñ ma dégluwulee nag ma xam ne vraiment il est bon ma wax ko léegi pour nit ñi ñëpp dégg ko. waaw man daal comme ni nga ko waxee ñun tëjuñu benn bunt. boo gisee ñu waxoon ñu waxee woon ko vendredi. c'était pour permettre au CNG ñu am temps wax ak ñun. waaw loolu mooy wane ne daal tëjuñu benn bunt. ñun on reste à l'écoute ñu ngi leen di xaar. Malick. taxul tamit ñu toog rek di leen seetaan. ñun bu ñu gisulee lu ñu xam ñu dellu feñ ne woon. waaw loolu daal ñu dellu fan ne woon mooy lan. non maanaam bu ñu gisulee dara lu jéem a réglé. ngeen sunu seen mouvement. on le souhaite pas nag. on le souhaite pas besoin de vous. waaw et puis ñu ngi ñaan ci mu gis vraiment ci fan yi moom vraiment loolu moom CNG warul na ko sax répété ko. la solution doit être trouvée. si c'est pas le CNG ça doit être le ministre des sports. le ministre des sports moom la dégg sport bi. non Makhtar boo ko réglé tagal mu baax. man mi xam Makhtar. dina ko réglé. Bécaye man c'était pour aussi ñu permettre ñu remercier tous les présidents de CRA mooy président yi arbitres yi ci région yi. parce que fu mu ne nii xam naa nelawu ñoom ñëpp ñu ngi xaar. te temps yi ñoom ñëpp dañuy toog ànd ak ñun ci xeex bi ci lépp sottante xalaat réunion yi dañ koy def en ligne jël décision yi fii. voilà ak ñi nga xam ne dañuy woo di ñu encourager muy amateurs yeeg ñëpp. dañuy woo di ñu encourager. si Malick bëgg naa nga joxe sa xalaat et puis nga présenté waale ma dama ko fàtte gars yi ñëw parce que y a des habitudes yu fi nekk. ok bon fii kii Tidiane Ndiaye la tudd. waaw foog naa présenté ko ancien GIA la. ancien GIA man la sama xarit. waaw GIA man la. waaw. kii Balla Ngiraan la tudd. Balla Ngiraan des jeunes waaw ak des jeunes. Mamadou Yacine Li. Mamadou Yacine Li. waaw Li. Modou Mbaye.
Modou Mbaye collègue gu Sitor la école. ah bon moom te Modou Mbaye dégg naa am na rakk bu tudd Matar Mbaye. waaw loolu la moom kay coïncidence la. doy na waar. kii Diourbel la dëkk. waaw Matar Diouf. Matar Diouf waaw. waaw ah grand bële moom xamee na. Mathieu Mané. Mathieu mais Mathieu loo bokk ak Mathieu Préra. mais benn lanu. Mathieu Mané ah. moom combat Sa Thiès. ak Boy Niang moo ko arbitré. moo ko arbitré bien sûr. Sa Thiès Boy Niang ñoom ñëpp. waaw Kële Daouda Ndiaye la tudd mu ngi dëkk ba Ñaaxaar. mu ngi servir fii Dakar. ah d'accord. waaw kii nii Timag Senghor. waaw Timag Massis Lok dëgg la mais mu ngi fii. donc par ñii sax boo leen xoolee. li arbitre yi di dund fële. waaw ñoom ñu dëkk muy seen origine ñëw fi di liggéey. donc pour ñu xam la ñuy dund day yomb. parce que par seen canot man boofu laa dëkk. maa ngi nuyu waa boofu yëpp côté Jaxaw Siin. donc lu conditions yi arbitre yi dund yëpp day yomb pour ñu xam ko. boo déggee may wax léegi fi mu bëgg a mujjee mooy la question de l'assurance. waaw c'est important. Joal. ren la gala ba fa Yékini tëgg. waaw benn arbitre bu dëkk Diofior. waaw benn combat la joxe verdict bay dem ca taal ba ñu téye ko ci yére bi xotti yére bi dóor ko fa. li may wax nii bu ma kii rek bu ma waxee nakatul am na ñu ngi seede. dëgg la waay. arbitre boobu ba mu ñibbee kenn xamul la mu fajoo buñ ko réewoon mooy perte. li mu fajoo kenn jox kenn xamul lan kenn ñu may dégg. donc cas yu mel noonu. moo gën a tax ñuy insister ci problème mu assurance bi. parce que nag bëgg a tëral lamb wala liggéey ci lamb aussi taxul ñuy tayle suñ bakkan. donc loolu vraiment on lance un appel amuñu benn animosité ak kenn. mais aussi suñu bakkan la ñu bëgguñ ko tayle. franchement on lance un appel pour que ñëpp comprendre. arbitre yi nekk ci àll bi yëpp. nañu comprendre parce que arbitre yi nekk ci àll bi ku fanaan ci àll bi di arbitrer 4 jours. ñibbi ñu jox la 1500. franchement buñ nee ñoom Malick seen intérêt lañ fa nekkal loolu pour jaxase la. vraiment nañ waxante dëgg. waaw merci Malick am na benn question bu ma la bëgg poser mais ñi ma la ko poser quoi. waaw Malick dañu gis bi ngay arbitrer Eumeu Sène Modou Lô nga ni për arrière def nii te Malick nga tudd expliquer le Sénégalais yi parce que il est temps man boofu laa juddoo ci département arrondissement Jaxaw boofu luulul bi ma juddoo am sëriñ bu mag bu fa ñëwoon ñëw ne bébé bi 8e jour na ngeen ko tuddee Maodo Malick Sy ñu tuddee ma ko ma jànge ci école catéchèse def catéchuménat nekk chrétien donc noonu laa nekkee chrétien def sama sacrement yëpp mariage église yëpp laa def. mais say parents ay lan lañu. ay musulman la. mais yow chrétien nga. waaw chrétien la ak sama famille yëpp samay frères yëpp. say frères ñoom ñëpp. waaw Pierre Malick la mais sama papier Malick kese moo ci nekk. Malick Ngom moo ci nekk. waaw loolu moo wane ne non amul benn problème. parce que am na solo Georges Déthié opposé na ma ko. dama la ko bëggoon laaj bi ñu la invité. ba nga dem. ma noté ko fàtte ko. mais tey dama ko noté tey du ma ko fàtte. Baye Ndiaye maa ngi koy nuyoo passage. waaw bu Malick di def. Baye Ndiaye. gis nga weer wi xam nga carême la. waaw nee na Malick la tudd. waaw bu koor bi ñëwee. su koor bi ñëwee ñun. mu ne Pierre. maanaam du wor fii. dafa ragal Malick. mais Sénégalais lañ dialogue islamo-chrétien di nuyu communauté chrétienne bi yëpp. musulman yi ni ñu dëkk rafet na trop. voilà merci jërëjëf kontaan naa trop. ñuy nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Thiam. moom it bu Ageroute ñu ngi lay nuyu bu baax sunu xarit sunu soppee di kuy taxaw moom tam xale yi di leen jàppale bu baax ci liggéey bi wàllu solidarité daal lay def di jàppale doomu aadama moom ak Habib Niang bu Thiès kooku tamit lépp loo xamante ne nii bëgg-bëgg la ci étudiants yi jógee Thiès di ñëw Dakar da leen ci loolu la ñu bëgg nit bu dëkkee ci dëkk dara jaam da ciy maye. waaw bu dëggee ci dëkk da ngay jàpp étudiants yu bëri ñu ngi jóge ci région yi di ñëw yenn saa yi mu am ci ñu tumuranke yow mi ne fii doon député wala nga doon chef d'entreprise wala nga dee leen jàppale loolu yaakaar naa ni du ci wàññi dara ñi ngi am mbégte loolu Moustapha Gueye kaddu bu mujj bi lan lay doon. man de kaddu bu mujj dama ko. mais attends li ci net bi maawa li ci net bi. d'abord. Issa mënoo daanu daaneel waaw waaw xale baa ngi noonu kat daanu daaneel Issa mënoo daanu daaneel waaw waaw xale baa ngi noonu. waaw suñu yoon nekku ci coronavirus
indi na coow ci àddina bi. lëmbe na àdduna kenn nimeetul léegi nit ñi nii la ñuy nuyoo gis naa sax ñuy nuyoo tànk. Ku nekk ngi ñeen ñi football sax dootuñu joxe loxo affaire bi yóbbu na fiti doomi aadama yi Tafa lan loo ci sa xalaat. xanaa kay wax ñaan rek yàlla musuñu ci waaye nag feebar bu commencé Chine de dugg ci dëkk par ndànk ba si dëkk Dakar am na Sénégal am na ñaar. yàlla def ñaar yooyu yëpp. waaye te ñu wér am nañ chance nag comme que nee nañu dëkk bu tàng bu amee soleil c'est moins méchant kon alhamdulilah rabbil alamin nañ ci yàlla musal rek te lañu dàq loolu tax nañ leen loolu. Malick lu sa xalaat coronavirus. bon di xëy na population bi dal à la sérénité. te mesures préventives yi ñuy wax. ku nekk jéem ci ñu fësal ko ba ku nekk mën ci dem parce que école primaire yi ñu ngi koy jàngale. boo demee ba ci kaw aussi ku nekk jéem a jël disposition pour ñu xeex ko mu jóge fii. Sitor. waaw ànd ak dal rek. effectivement mesure préventive yi muy wax ni. ñu wax ko xale yi wax ko ci école yi wax ko fépp. waaw loolu daal moo ci am solo. Babacar. waaw mesure préventive yi rek. waaw nit ñi jël. faggu daal a gën faggu c'est-à-dire ci kër yi. ci entreprise yi. impliqué vraiment acteurs communautaires yi. ñëpp wax ci. waaw ñëpp wax ci. te Sénégal nag. nañu bàyyi di foowee ay. jàngoro. waaw comprendre di ko politique. waaw di ko wàcc ci wax. voilà c'est-à-dire ñu jël tous les cloisonnements politiques là teg ko fële. c'est du sérieux. c'est du sérieux. waaw c'est du sérieux. c'est du sérieux. nañ ko jël sérieusement. xam nga kilifa diine yaa ngi ciy wax ñeneen ak ñeneen ñëpp nañ ci wax. dëgg la waaw ànd ci xeex. Alaaji Papa Dieng. kooku président de la république kay def na daje au palais waxtaan ci nit ñi nga xam ne kon c'est sérieux. mais comme li Babacar wax dafa am tamit ay jéego yoo xam ne ñi nga xam ne ñu jiite ay mbooloo ak nekk ci ay mbooloo ñu wax ci déjà à l'école commencé nañ ko tey xale yi ku wàcc loolu ngay wax papa tey lii la ñu jàngal affaire coronavirus mais comme li Moustapha di wax yàlla na fi yem rek ndax jàngoro yàgg na fi ñëw Ebola ñëw na fi mais gis nga Sénégal précaution yi mu jël te je crois que en ce sens am nañ ay professionnels yoo xam ne ci liggéey bi mën nañ ko ba ñu ràññee leen ci àddina bi ba fu am problème ñu woo leen kon ñooñu nañu jóg ci loolu pour jël les mesures idoines pour feebar bi bañ a dugg ci réew mi. jërëjëf kon ñi ngi ñaan rek mu doon liñ ko waxee nan dal. buñ ko politiquer buñ ko dugal dara feebar la ay bu doon man nii laay def ak bu doon man nee laay def wax la rek ay wax la yoo xam ne da ngeen di tànqal nit ñi. sonal nu on n'a pas besoin de ça li nu bëgg mooy ñu dal. ñu jël faggu. def ko ci sunu ngànnaay. buñ ko defee yàlla mën na noo taxawu. ñuy fàttaliku nag suñuy xarit yoo xamante ne nii ñu ngi fi woon ku ci mel ni Ahmed Amar ñu koy ñaanal fa mu nekk yàlla na ko yàlla xare àjjana ku ci mel ni Papa Samb Ndiir moom tamit suñu xel day dem ci moom parce que dañuy war di toog ba ci yàgg ñuy fàttaliku ñi nga xamante ni def nañ fi lu baax suñuy nit lañ te def nañ fi lu baax ma Ndiiru Fabooy la ko gars yi doon wax moom du nekkoon nit ku baax doomu Medina bu baax yow yaa dëkkoon ak moom ñu daan toog di waxtaan mag moom ba minuit way nit ku baax la woon ak ñeneen ñi nekkoon ci làmb ji bari na ci ñoo xam ne ñu ngi woon ci xade yu fa ngi noonu woy na fi lu ne bato Sénégal feccloo na fi ku ne mu doon ndaanaan bu mag ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana kooku Simel Faye bëri na fi moom te ak ëmma seen bëri bu metti maa ngi koy fàttaliku sama premier combat Simel Faye Pape Faye yaa ko arbitre waaw Simel Faye Pape Faye c'est vrai waaw suma gàmm moo ngi noonu tubaabu joor ñu ñaanal ko yàlla xare ko àjjana jàmbaar fukkute waa jàmbaar pire ngi noonu bañkat la woon waaw kii moom a intégré lu bari ci làmb mooy suma papa mooy suma xarit ku mu romb ne la am sa wàll waaw saa yoo amee contrat lu mu ci jëlee ku mu romb ne la am sa wàll mi ngi noonu yëri ku baax Bekay Tata Ndeye bu Sud FM Tata Ndeye waa yaayam moo gaañ waa ko Falaye Balde goog waaw ak sunu mag Mam Demba Camara Maguluy Camara Mam Demba ndeysaan Mam Demba moo gaañ sunu mag ju baax yàlla na ko yàlla xare àjjana lay ndeysaan waaw kooku Tyson Junior la moom tam gis nga ñii ñëpp ñun ñoom ñoo ne ko moo tax gis nga fii dara jaru fi dara ñoom na jaar yoon Matar arbitre ñoom ñoxor Matar arbitre Bombardier ak Yékini ba amoon coow waaw Bombardier Yékini ba amoon coow Matar ko arbitre Matar ko arbitre moo joxe verdict ba waaw ñoxor a ngi nii ku baax a ngi nii ñoxor yaatu bëgg ñëpp mbokk yi loolu lañ doon fàttaliku di gërëm Maawo ak ñi mu àndal caméraman yi di gërëm Mbaye Fall
ci liggéey bu rafet bi di gërëm suñu sponsor yi ci jàppale gi taxawu gi l'écran ñu ngi leen di gërëm meew bi gis nga ni mu mel ak bisik ñu ngi leen di ñaanal réew mi am jàmm yàlla na Sénégal am jàmm Sénégal ñu juboo Sénégal ñu nekk ci loo xamante ni jàmm la ñu ngi naan sëriñ yi nag tàllal nañu loxo yi ñaan leen jàngaro gi jóge fi bañ fee dal kenn koo xam ne benn loraange bu mu ci am. te CNG ak arbitre tamit de juboo. te CNG ak arbitre juboo Tata Ndeye wax nga ko léegi ñu jaale ko. ñu jaale ko waaw yaayam moo génn àdduna. te yaa Tata Ndeye sunu yaay la sunu xarit la. waaw def émission ba pare normalement dafa jaadul ci Sénégal. waaw def émission lamb ba mu jeex te tuddoo sëñ Fallou Luc Nicolaï. Luc Nicolaï dañ ci war di bàyyi xel. bés bu nekk émission bu nekk gars yi dañ ci war di taxaw di ci wax. ndax wax dëgg yàlla lamb gi sooxe na. moom la te yàlla xam na ne. am na ci du sooxe. ndax bu taxawal Ama Baldé Modou Lô. am sama sooxe lamb ji. heure bi waajal dafa mel ni sax moom. waaw xoolal moo tax ma indi la moom moo jàpp lamb. lii bi muy doog a revient pour Ama Baldé Modou Lô bu déclenché woon rek lamb ji jeexital bi. ñu mais xoolal photo bi V5. V5 ngi nii kii. Mbaye Diagne nit ko bëgg. te boo ko tuddee Mbaye Diagne Babou. te boo ko tuddee lamb. waaw ñëpp dañoo wér. te Mbaye Diagne ñoom ñëpp dañoo wér. tuddee du Ndiaye Ross lu muy def ni ma woowal li ma pa V5. mais nag béykat ñi nga am yaakaar nag. waaw moom à chaque fois ma dem fa seet ko. dina dalal sama xel mooy dalal sama xel dalal ma jaar-jaaru yàlla la ñu bari jaar nañ fi lim sëñ Touba lim ku ne mu lim la donc nag ñu koy souhaiter vraiment bon retour parmi nous et on a besoin maaw photo boobu nga noonu keroog la kàddu gi doon wax simel di nga ñam waaw bis bii la woon man naa ko sponsor yaa ngi nii ci ginnaaw sponsor yaa ngi nii lamb neexoon lool mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waa TFM merci encore une fois sa xaabaabal nañu mais lépp pour réew mi tax te télé bi télé réew mi la moomu leen ko Sénégal moo ko moom ñuy ñaanalit suñu benn doom bu tudd Tarba Mbaye doomu Moustapha Mbaye la woykat la te ñun mooy suñu sac ñun waa Grand Dakar ñu ngi koy taxaw di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk taxawaayam yàlla jàppale ko moo yeneen woykat yeeg fa nekk galasa nga fa ñeneen a nga fa mais surtout ñoom ñaar ñoo fa gën a feeñ Tarba nag moo xewle woon ñu ngi koy ñaanal Tarba ñun yow yaay suñu woykat boobu dëkk Medina ñun yow la ñu faral yaay suñu doom te xam naa ne ci kanam tuuti rek yàlla baax na yàlla def jàmm kon mbokk ñu jox leen rendez-vous bu soobee yàlla mardi prochain ñu ñëwaat am na ñeneen ci làmb ñu mel nii ñu nu invité semaine prochaine ñooñu dinañu ñëw fu ne dinañ fa jógee ñëw ñu waxtaan ñoom it seen problème ak lan la ñuy def ba doxal foofa lu jëm ci wàllu làmb mbokk yi L'Oeil du Tigre lii la woon ñu leen di gërëm di leen jox rendez-vous incha allah mardi prochain jërë ngeen BICIC, Banque Sahélo-Saharienne pour l'investissement et le commerce. L'écran meew bi xew ci jamono ñoo leen doon may seen émission L'Oeil du Tigre. Première émission de lutte sénégalaise.